ngeen jëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média ñu nuyu leen ci gën gi nuyu rafetlu ànd bi ak ñun xibaar yi nag daañ ko door tënk ko ci wenn ponk mu ñeel tolluwaay dëkk bi jamono yi xam ngeen ne ñu ngi wax mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr jiit bu Pastef waroon dem jàkkaarloog juge bu 8e cabinet ngir rek ñu daal di saytu mbir mu ni mel waaye xam ngeen ne jamono yi nag bëri na ci réew mi fooy sànni mbattu mu dakk ba tax itam ci wile jotaay daañ ci ànd ak ki nga xam ne moom moo di Daouda Mine di suñu naataango ànd itam ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Cissé ñu ngi koy xaarandi laata loolu Daouda maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Cheikh Diop di am mbégte encore une fois teew fii bokk ak yow plateau bi. jërëjëf mu mel ni nag daañu waxtaanee lu am solo mu di tolluwaay dëkk bi laataa ñu ñëw ci loolu xam naa ne bëri na ci ay téléspectateurs yoo xamante ni ñu ngi laaj rek ana jiit bu Pastef fan la nekk jamono yi nag mu mel ni rek daal nañ koy yóbbu ca section recherche bu Colobane mu mel ni itam Daouda mbir mu ni mel bu ñëwee day am beneen dossier boo xamante ni day nekk ci wàll wi laataa ñu ñëw ci tolluwaay réew mi. waaw parce que boo gisee li taxoon mu jóg pour mu dem wuy ji benn plainte bu nga xamante ne Adji Sarr moom moo ko defoon donc dossier bi nga xam dañ ko boon jox ko section de recherche bu asafurla juge du 8e cabinet juge d'instruction du 8e cabinet kooku convoqué woon ko nag mu waroon dem tey loolu benn dossier la woon mais bu demee ba nga xamante ne jàpp nañ ni trouble à l'ordre public am na ba ñu jël ko yóbbu ko section de recherche loolu beneen dossier moom mooy ubbeeku bu bokkul ak dara li nga xamante ne moom lañ ko doon toppee parce que tey ji dañuy jàpp ni ñoom ñi nga xamante ñoom ñooy autorité judiciaire yi procureur bi nga xam moom mooy encadré lépp day jàpp ni Ousmane Sonko def na lu nga xamante ne dafa troubler ordre public bi et par conséquent dañ ko war a jàpp ci loolu te loolu article 80 bi nga xamante ne bu code pénal moom moo ko prévoir donc loolu noonu nag bu ko jàppee ñu yóbbu ko section de recherche daf lay wóor ne section de recherche boo demee dañuy def li ñuy woowee enquête préliminaire bu ñu paree loolu mën nañ ko notifier garde à vue bu ñu paree au bout de 48 heures loolu code de procédure pénale wax bu ñu paree dañ koy jébbal procureur loolu la ñuy woowee déféré bu ñu demee nag booba procureur mën na jël nag ay tuuma yu bees teg ko ci kawam jël dossier bi bu ko neexee jox ko juge d'instruction et bu boobaa soo moytul dina dem kaso ci lu nga xamante ne ça n'a rien à voir ak li nga xamante ne moom mooy coow li mu séq ak Adji Sarr parce que article 80 boo xoolee ci code pénal dafa am lu mu ci wax lu nga xamante ne c'est très contraignant tey jii boo gisee homme politique yu bëri yu ñu yóbbu woon kaso sur la base de l'article 80 la ñu leen yóbbu woon article 80 bi mooy wax trouble à l'ordre public waaw article 80 moom mooy wax trouble à l'ordre public te boo xoolee suñu code pénal dafa am article yu nga xamante ne procureur bu ko visé rek soo moytul ka mu visé article yooyu kaso lay dem dañ ne la article 56 ba 100 article 80 mu ngi ci biir ak article 255 bi nga xamante moom mooy wax diffusion de fausses nouvelles procureur bu ko visé jël dossier bi jox ko juge d'instruction bi article 139 bu code de procédure pénale daf ne juge d'instruction bi est tenu dafa am obligation kooku nga xamante ne procureur jébal na ko mu yóbbu ko kaso. mel ni li nu mel nag patriote yi amaana ñoom ñoo ko amal ndax itam bañoon rek ñu daal di yóbbu ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ndax itam situation bi nga xam ne moom la nekk jamono yi ndax du ñoom ñoo ko ci yóbbee ndax itam bari na ci dëkk bi foo xamante ni tey kenn mënut a dem kenn mënut a dikk ba tax itam jàmmaarloo di dox ci diggante patriote yi ak itam way takk der yi. waaw Cheikh man nag foofu nag am na lu nga xamante ne dama jàpp ne képp ku nga xamante ne convoqué nañ la fi nga xamante ne moom mooy justice say ñoon ak say am di jàmm dañ la accompagner man mii nga xamante ne bëriwuma solo boo déggoon ne tey convoqué nañ ma ñi nga xamante ne yéene nañ ma jàmm dinañ ma accompagner au moins pour jàppale ma ci li nga xamante moom lay def donc Ousmane Sonko dafa nekk nit ku nga xamante ne également ku am mbooloo la ku nga xamante ne homme politique la ku nga xamante ne bokk na ci ay élection présidentielle am parti bu nga xamante moom la ñu wax ni moom mooy parti d'opposition bi nga xam moo jàmmaal ak président de la République boo déggee ni ñu ngi koy convoqué que mu wootee que mu ñàkk a wootee dina am ay am di jàmm yu nga xamante ne dinañ ko accompagner ci loolu loolu moom que état bi prévoir oon ko que mu ñàkkoon ko prévoir ñàkk ko prévoir mooy nekk lu nga xamante dina jaaxal nit ñi mais état waroon na mun effectivement xalaat ne loolu ala kulli alin dafay am léegi nag je pense que ki nga xamante ne dafa am droit parce que ñëpp am droit
juge d'instruction bi dafa am lu nga xamante ne moom la ko yoon may. mais ki nga xamante ne moom lañ convoqué également dafa am lu ko yoon. laataa loolu doguma la monsieur Mine dañuy dem fa nga xam ne moom moo di ca tribunal bu Ndakaaru wala bokk fu jege tribunal ndax itam jamono yi sax nag li nga xam ne moom moo di déplacement yi bari na ba rek du ñu mën a situer carrément suñu ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo ñu wàccal ci terrain bi fan la ñu nekk mu mel ni ñu ngi en ligne ak ki nga xam ne rek moom moo di Chérif Dia Chérif maa ngi lay nuyu. jamono yi fan nga nekkee. di dem fële section de recherche. di yóbbu Ousmane Sonko ku ne xam na ni li taxoon mu jóge këram waroon na dem tribunal wuy ji juge d'instruction du 8e cabinet à 9h. ci affaire viol bi. te nag situation bi finalement dafa mujj compliqué pourquoi parce que amoon na jafe-jafe ci itinéraire maanaam yoon wi nga xamante ni Ousmane Sonko. moom la war a jaar bi mu ñëwee nag ba ci rond point bi moom dafa bëggoon a jaar avenue Cheikh Anta Diop buntu université xëy na jaaree ko ay avenue Blaise Diagne dem foofu nag pour des raisons sécuritaires autorité préfectorale muy préfet Alioune Badara Samb daal di ne moom du ko bàyyi mu jaar foofu dañ koy bàyyi mu jaar police bi nga xamante ni y avait déjà un dispositif de sécurité mis en place par la gendarmerie. ci loolu nag Sonko ci la lànk ne moom kenn du ko xàllal yoon wi mu jaar. loolu nag toog man fi presque 2 heures de temps moom oto mu fay ko nekk ci biir ci noonu nag le gars yi passé à la vitesse supérieure daal di woo GIGN bi nga xamante ni mooy corps de lutte bu gendarmerie. ñoom bi ñëwee nag raxas foofu yëpp ñi nga xamante sax garde ko Ousmane Sonko la ñi jàpp nañ leen ak tamit même homme politique yi bokkoon ci délégation bi ñoom ñëpp ñu évacué leen. terewut Sonko moom toog ci otoom tëju ne du génn bi mu demee nag ba compliqué ci la gars yi ñëw. daal di koy jël dugal ko ci seen oto wante nag foofu ñu fàttali ni quand même amuloon xëccoo dara amu ci quand même Sonko ci coobareem la dugg ci oto bi sol yëre bu weex grand bu ñetti abdu comme ni nga ko waxee ak koppateem bu weex xam naa image yi incha allah dañu leen koy yónnee mu daal di dugg ci oto boo xamante ni gendarmerie ñoo ko moom gars yi escorté ko ak force sécurité daal di koy yóbbu fële nga xamante ni mooy section de recherche foofu nag liñ koy yóbboo bokk na ci ay trouble à l'ordre public occupation illégale de la voie publique ak tamit li nga xamante ni mooy yeneen di wàllu yee fitna daal muy loo xamante ni jotewul dara ak li nga xamante ni moom lañ koy toppee mu charge yu bees loolu xam naa kon dañ koy déglu en attendant moom juge d'instruction ba 8e cabinet moom dina tegeen di xëy na enquête bi sur le temps que ñuy lijjanti lii bi nga xamante ni mooy Sonko lam doon daw démb dafa mel ni mujj naa am mais bu demut wuy ji mën nañoo jël yeneen charge ay rébellion yu ni mel teg ko ci koom dafa mel ni daal gisoon na ko ndax rek xëccoo boo xamante ni taroon na trop fii nag tàngoon na Cheikh parce que amoon na jàppante diggante gendarmerie ak xale yi àndoon ak Sonko ci wàllu ay sànni grenade lacrymogène ak yooyu yëpp daal mu mel ni kon diggante këram nga xam ne cité Keur Gorgui ak Mermoz même périmètre la normalement foofu oto bu amul embouteillage tu le fais en moins de 5 minutes mais Sonko déjà de 9 heures à 13 heures presque parce que sànq la dem ñu évacuer ko fële ci secteur de reste def na ko ci diggante bi mu mel ni kon c'est une journée quand même historique boo xamante ni dans l'histoire xëy na daaw doon mi nga xamante ni chroniqueur judiciaire la xëy na moom mën nañu cee gindi ñu mosuñ ko gis ci wàllu histoire judiciaire fii ci Sénégal wante nag tout est rentré dans l'ordre si on peut dire parce que circulation bi libéré nañ ko oto yaa ngi dem ak dikk gendarmerie jël nañ seen dispositif bi levé ko fi mu toll nag li ci des mooy concentré ko sànq bi ñu jot avocat yi tam li leen mu jox mooy ñoom dañ leen boloté ànduñu ak Sonko mooy ñoom maître Bamba Cissé ay ñoom maître Khoureychi Ba même si la doon li nga xamante ni ñu ngi doon jokkoo ak moom mu nekk ci Tambacounda moom it mi ngi ñaawloon situation bi ndax ñoom benn moment jëloon nañ sax un huissier pour mu constater ne Sonko bu tardé du ci coobareem ndax ci wàllu yoon ak yu ni mel mu mel ni kon xëccoo boobu daal am na ba nga xamante ni daal justice léegi teg nañ ko loxo li ci des nag mooy destin moom xëy na entre les mains de dame justice la nekk. Chérif laataa ngay dem mu mel ni jàmmaarloo yi ni ki tey ji si suba la gënoon a tar ndax mën nañ fa nemmeeku ay doomi aadama yoo xamante ni am nañ fa ay gaañu am déet. waaw blessure yi moom am na même ci côté presse bi il faut le déplorer des confrères ay caméramans yoo xamante ni benn moment yaayu ñàkk déggoo bu am ci diggante ñun ak ñoom parce que comme li wax les journalistes ils sont là pour faire leur travail mais xam nga rek benn moment les gens étaient excités surtout les jeunes gendarmes là xam nga seen yaram xaw a tàng ñuy sànni lacrymogène ba gaañ ci benn caméraman bu West TV ñu daal di koy yóbbu Bamba Kassé woon na ma sànq ne waa ji il est pris en charge fële samedi nga xamante ne moom moo nekk kon ci VDN bi Bamba Kassé moom tamit ñëw na fi quand même moo réglé ko situation bi dem na gis le préfet daal di koy mettre en garde quand même ne ko sécurité journaliste aussi ci loxoom lan nekk bi waxtaan amee nag on a laissé quand même les journalistes faire leur travail puis on nous a tenu à l'écart bi ñuy évacuer Sonko mais xam nga fii moom pexe mënul ñàkk pour am image boo xamante ni dinañ ko dégtal téléspectateurs yi. jërëjëf Chérif ñu bàyyi la nga toppal ñu loolu lu ci jot a ruus rek nga daal di ñuy dàpp ci yile waxtaan.
jërëjëf mu nekkoon Chérif Dia di ñu toppal loolee nga xam ne nag moom moo am jamono yi nag mbokk yi may fàttali rek de jiit bu Pastef moom Ousmane Sonko ma nga ca section bu recherche sànq maa ngi wax ak yow Daouda ngay wax ne lu ni mel doon na beneen ab dossier waaye itam bëggoon naa ñu taxaw fenn ndax yi depuis tey si suba ñu ngi gis ci li nga xam ne moom moo di xarala yu yees yi nit ñi tamit ñu ngi koy wax ndax mën nga ko leeral mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan maa ngi dégg ñuy wax mandat d'amener ak itam li nga xam ne moom moo di mandat de dépôt est-ce que mën nga dikkaat ci mbir mu ni mel ndax itam dossier bi lañ doon toppee Ousmane Sonko jamono yi am nag ak coppite bañ ko yóbboo ca section bu recherche. waaw jërëjëf Cheikh Diop maa ngi ko doon commencé wax sànq pour wax ni juge d'instruction bi dafa am lu nga xamante ne yoon da ko cërale. ba nga déggee ñu ne Ousmane Sonko ba mu waxee moom si boppam ne man du ma wuy ji. juge d'instruction bi dafa am lu nga xamante ne code de procédure pénale moom moo ko mayoon. mu nekkoon ay mandat yu nga xamante ne am na ko. que Ousmane Sonko bu nangul ñëw mën na ko pousser de gré ou de force à ce que mu ñëw boo jëlee article 110 ba article 114 bu code de procédure pénale loolu lay prévoir. donc mandat yi mu am mooy mandat de comparution moom lañ ko jox ne. dañ la convoqué pour que nga ñëw tey nga wuy ju ñu à 9h. loolu mooy mandat de comparution ñëwal dañ laa soxla parce que dafa am dossier bu la concerné. su fekkee ni ñëw nga. mooy comme lu mu bëggoon def ne mu boobaa ñu déglu la après lu muy def après mu doog ko def. su fekkee ni ñëwuloo nag. mu doog a def li ñuy woowee mandat d'amener. mandat d'amener boobu mooy day jël koy jox ko force de sécurité yi. ne dem leen ngeen jëlal ma ko nga indil ma ko bu nangoo ñëw ngeen indi ko bu nangul ñëw ngeen jël ko. daañu ci ñëwaat nga gën koo yaatal waaye itam ñu jël keneen koo xamante ni bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñooy layool Ousmane Sonko di jiit bu Pastef di maître Khoureychi Ba maître ñu ngi lay nuyu. ñu leen di fay. ci tënk lan lañ mën a jàpp jamono yi ginnaaw seen ab client depuis tey si suba nag mu nekk ci li nga xam ne rek moom moo di xàll wi bëggoon a dem mu mel nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di patriotes yi fees dell ci yoon wi ba tax itam jamono yi ba nga ñoo yóbbu ca section bu recherche lan lañ mën a jàpp. li ñu mën a jàpp tey mbir mi dafa reeloo sax finalement parce que bi taxawee suñu naataango avocat yi ñëw muy maître Demba Ciré Bathily Bamba Cissé ak Etienne Dione ñu ñëw pour aider à décanter la situation ndax bi ñu ñëwee préfet accueillir na leen effectivement bu ñu ñëwoon mënoon nañu am possibilité dugg ci seen véhicule banalisé yi jaar beneen yoon yóbbul ko juge bi mais ci la ñu benn élément gendarme yi posté depuis ce matin ñëw ni ñu donc dañ ko jox ordre léegi pour mu notifier Ousmane Sonko boobu Ousmane Sonko wàcc na ñu ngi réunion ci place u stèle de Mermoz bi rapidement pour xool ni ñuy def une solution mais ñu notifié ko ni ñoo dañ ñu sant ñu jàppale yóbbu la section recherche pour trouble à l'ordre public ak participation à une manifestation non autorisée. bettuñu parce que moom prévoir nañu loolu moom ci boppam prévoir nañu loolu et puis voilà donc c'est sans surprise le procureur donc est entré dans la danse et jàpp nañ ko donc à flagrant délit Covid-10 alors que moom mu ngi doon wuyu ji convocation normalement su àggalee du ci coobareem difficulté yi am du ci coobareem léegi daal ne nañ moom moo troubler ordre public te moom moo participer ay manifestation non autorisée ñun mi day xaw mel ni sax théâtre léegi quoi mais day dëggal rek thèse complot bi nga xam ni ñii ci affaire privée lañ jógee dugg ñu ci lii lu leer la de façon on les regarde faire incha allah on les voit venir aussi voilà loolu laa moom mooy maître jamono yi seen ëllëgu client lan lay doon. yàlla moo xam ëllëgu si yow man ak keneen yàlla rek a xam li wóor rek ëllëgu démocratie sénégalaise am yàlla xam ëllëgu ku nekk rek yàlla tracé na ko ba pare waaw ndax àdduna ñetti fan la démb la tey ak suba li démb passé na tey ñu bàyyi ko ci yërmande suñu borom ëllëg nag ñu bàyyi ko secret yàlla la yaa Basir moom moo ko moom. yéen à votre niveau en tant que ñi nga xam ne yéenay layool Ousmane Sonko jàpp naa ne pool d'avocat la lan ngeen fas yéenee def jamono yi da ngeen gis seen ak biir wax tëralin wi nga xam ne moom ngeen fas yéenee doxal am déet. waaw non ñun li ñu fas yéene def déjà tey dañ ko convoqué woon je précise que convocation lañ ko joxuñu ko mandat. juge d'instruction ñeenti mandat la yor mandat de comparution mandat d'amener mandat de dépôt mandat d'arrêt joxuñu ko benn mandat convocation lañ ko jox pour affaire le concernant muy dem wuyu ji ci biir wuyu ji depuis 9 heures ci suba mooy 8 minutes la ñu quitté këram ci coobareem àggoon nañu bu yàgg mais ñoom ñi ko dugg compliqué affaire bi xëy na la ñu dugloon di ko fii ngay jaar mais foofu ma waroon jaar faf tëju moom bañul ragalul mandat bañul parce que def na liggéeyam def na devoir citoyen mais nag ñoom nag ñoo dem ba def na seen plan bëgg ko jaarale fii y a pas de problème
léegi mu ngi dem section recherche bu àggee xam na droit su leen wuyu sax parce que ñi dañu jarul sax wuyu demee nag ñu xool suite bi ñu ko jox ñu on va voir c'est tout bu ñu leen def mbir yi ok salaam votre présence amu fa njëriñ man la nekk Bamba Sylla seen présence amu fa njëriñ waaw ñu jéem a dégg-dégg bi neexatul mu mel ni dégg-dégg bi maître yaa ngi may dégg allo maître. mu mel ni dégg-dégg bi neexatul mu nekkoon maître Khoureychi Ba bokk ci ñi nga xam ne rek dañuy layool jiit bu Pastef moom Ousmane Sonko yéen a ngi koy dégg muy wax ci li nga xam ne rek moom moo di mandat d'amener ak itam mandat de dépôt monsieur Mine ma bàyyi la nga eggali. waaw mooy comme li mu la wax rek juge d'instruction bi ñeenti mandat la am yu nga xamante ne article 110 ba article 114 foofu lañ ko fay waxee. muy mandat de comparution mooy ñëwal dama laa soxla dama laa war a déglu. su fekkee nit ki ñëw na mu déglu ko su fekkee nit ki ñëwul mu def mandat d'amener. mandat d'amener mooy dafay jël benn kër jox ko force de sécurité yi. ne leen dem leen ngeen jëlal ma ko. suñ demee notifier ko su bëggee mu ñëw su fekkee ne buggul également ñu jël ko de force ñu indi ko loolu mooy mandat d'amener. bu ñëwee nag jàkkaarloog moom mu jàpp ni am na ay indice wala ay yu nga xamante ne war na ko tax mu yóbbu ko kaso bu def boobaa mu def li ñuy woowee mandat dépôt mandat dépôt mooy yóbbu nit kaso. su fekkee nag dem nañu war ko gisuñu ko xamuñu fu mu nekk mu def li ñuy woowee mandat d'arrêt bu ko defee également dañ koy rechercher que mu nekk ci Sénégal que mu nekk extérieur également parce que da ngay dégg ñu ne mandat d'arrêt international. léegi bu ko defee bu ñu ko jàppee également dañ koy yóbbu kaso. léegi nag waa prison bi nga xamante foofu lañ ko yóbbu ñoom ñoo koy génne après dem jébal ko juge d'instruction bi. ñoo ne ko ki nga doon seet mu ngi nii te à partir de ce moment là moom lu mu war a def bu fekkee ne dafay soppi mandat d'arrêt boobu par mandat de dépôt mu soppi ko léegi bu defee waa ji demaat kaso. mais li ma doon wax sànq moo di juge d'instruction dafa am sañ-sañ. c'est-à-dire que convoqué ko mu war a ñëw. mais nit ki nga xamante ne également dañ ko convoqué dafa am lu nga xamante ne sañ-sañ la am. sañ-sañ mooy lan mooy dafay wuy ji mais buy wuy ji également. je pense pas que nit yi war nañ ko choisir itinéraire bu nga xamante ne. moom mi ngi koy déplorer même maa ngi gis tweet woo xamante ni donc jàllale nañ ko ci xarala yu yees yi muy déplorer itinéraire wi nga xam ne. wax nañ ko ne fa la war a jaar mais itam. est-ce que loolu yëpp du moytu li nga xam ne jamono yi mi ngi am ci réew mi mu mel ni xàll woo jaar am na ay patriotes yoo xamante ni ñu nga fa noppi ngir jàmmaarloog ñi nga xam ne ay way takk der lañ. waaw moom laay wax ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw pour def rassemblement. ñooñu ngay encadrer ba duñ def rassemblement boobu. mais ki nga xamante ne moom moo jóg war a wujji convocation da nga koy jaloneel yoon bu nga xamante ne fi mu bëgg a jaar nga jaloneel ko ba mu dem ba yegg fi mu jëm parce que tey jii même su fekkoon ne dana woon dafay jaar université Cheikh Anta Diop wala et consort soo ko jalonee même bu fekkee ne dafay daw 2 à l'heure du fa def 2 heures de temps wala 3 heures de temps te yeggul mais tey jii gis nañ ni depuis 9 heures jusqu'à 13 heures pratiquement mënul yegg fu mu jëm parce que boo ko devee yóbbu ko ci yoon yu nga xamante ne yoon yu gën a sew la peut-être dem bi day gën a jafe et que yu mel ni jeexi jaaxa yi nga xamante moom la ñu mujj gis da ciy mujj forcément mu am ci. mbokk yi li yëpp li ko waral nag ci fàttali rek donte miin ngeen ko ci dégg ngeen ko ci li nga xam ne rek moom moo di média yi boobaak léegi ñu ci addu moo xam ci fii ci réew mi ak itam ca biti réew di coow li nga xam ne moom moo juddu ci diggante Ousmane Sonko ak itam ki nga xam ne rek moom moo di Adji Sarr ñu koy toppee li nga xam ne moom moo jëm lépp lu soxal wàllu viol ak itam xupp doomi aadama woo xamante ni bëggoon nga ko sàkku moom Ousmane Sonko waaye itam ñu taxaw fenn mu mel ni Daouda kañ la ñuy wax ne que ni viol am na bu ñu sukkandikoo ci code pénal mu mel ni article 320 moom mooy àddu ci mbir mu ni mel. waaw comme ni nga ko waxee article 320 moom moo prévoir lan li ñuy woowee viol. daf ko définir ba pare. donc dafa wax ni mooy lan avant muy jël ay tuuma ay nu mu tuddee ay daan yu nga xamante ne teg na ci kaw. article boobu nag daf ne viol mooy. tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit par violence, contrainte, menace ou surprise maanaam yegg ci kaw nit yeggin ba nag que mu nekk nañ ma baal ci li may wax que de quelque nature que ce soit que mu nekk awra que mu nekk baaraam que mu nekk benn objet lu mu mën di doon bu yegg boobu dafay am bu amee ba pare ñu doog a xool ndax contrainte am na mooy ndax dañ ko yeewoon wax ndax dañ ko bayoone woon wala menace am na ndax da nga jëloon fital wala jël paaka par exemple menacé ko
violence wala da nga koo dóor wala nangam ak nangam ba wàññi dooleem avant ngay yegg ci kawam wala surprise nga xamante ne da nga nekkoon peut-être di fo ba à un moment donné nga jekk ko def lu nga xamante moom nga bëggoon def te yaakaaru ko woon loolu noonu la ñu wax ni loolu mooy viol li nga xamante article 320 du code pénal moom moo donc bu fekkee ni majeur la du yegg ci kaw nit rek loolu moom mooy constituer viol yegg ci kaw bi dafa am leneen lu ci war a àndaale. pàcc ci am bari na. nga baal ma ndax itam dañu am ñoo xamante ni war nañ leen jël ci li nga xam ne rek moom moo di téléphone bi saa yu ma la dogee mu mel ni nag professeur Ndiak Fall professeur la droit pénal mu mel ni mi ngi ci bu mu jokkoo bi professeur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. bu ñu ko tënkee ci wàllu yoon mbir mi ni mu dooree ba tey fii léegi nga xam ne moom la egsi sa gis-gis ci wàllu wi. waaw xam nga dafa am kilifa bu ñuy wax juge d'instruction. moom le procureur de la république jébbal dossier bi alors mu daal di jébbal bataaxal Ousmane Sonko daal di ni ko soxla naa la. Ousmane Sonko mu ngi ko doon wuy ji sànq nee naa tardé bi mu tardé amul benn solo maanaam ci tubaab son retard n'a aucune influence sur la procédure. alors lu mu tardé bu yeggee. ci yoon juge d'instruction bi daf ko war a déglu su ko dégloo nag mooy seet na muy doxale ndax déglu boobu mën na doon ci ñaari anam mën na ko déglu ci li ñuy wax en tant que témoin maanaam jàpp ni daal bëgg na xam ci mbir mi lu gën a leer mu déglu Ousmane Sonko te bañ ko tuumaal kooku yoon may na ko mën na déglu ko comme jébal nañ ko dossier enquête bi mu ni ko fii mu ne daal jàpp naa ni lii ñu lay tuumaal man jàpp naa ni def nga ko su ma waxee loolu it moo di loolu la tubaab di wax inculpation waaye inculpation boo ko defee moo di rek da ngay njort ni kii ñu la indil am na lu mu laale ci mbir mi su gëstu boobu demee ba jeex nag ñaar mooy mën a am benn bu fekkee ni mbir yi juge d'instruction wóor ko na ni yenu na maanaa am na ay firnde day yóbbu maanaam Ousmane Sonko ci tribunal bu ñuy wax chambre criminelle ñu ko daan wax cour d'assises mooy benn ñaareel bi su saytoo mbir mi ba mu wóor ko ni daal coow li amul dara loo xam ni mën na firndeel ni war na yóbbu Ousmane Sonko tribunal daf koy bàyyi loolu la ñuy wax day joxe li ñuy wax ci tubaab ordonnance de non-lieu yooyu ñaar moo mën a am bu fekkee ni mbir mi dem na ba ca pandal ga diggante bi nag fii mu ne ci yoon bu fekkee ni Ousmane Sonko yegg na ci juge d'instruction bi daf koy déglu su fekkee ni def na li tubaab di wax inculpation mën na ko jox mandat de dépôt maanaam ni ko dama lay téye nga ni ko rëba mën na koy def li ñuy wax contrôle judiciaire maanaam ni ko maa ngi lay bàyyi nga dellu sa kër waaye saa bu ma la soxlaa nga dikk nga muy na mu wisi dana bari yoo xam ni dama la koy tere yooyu moo mën a am ci mbir mi jërëjëf professeur Ndiak mu mel ni itam mën nañ laa jëlaat ci waxtaan bi bu fekkee mbir mi rek mi ngi avancé ñu dikkaat ci plateau bi sànq monsieur Mine ñu ngi doon wax ci article 320 bu code pénal di àddu ci lépp lu soxal wàllu viol sànq yaa ngi doon développé mbir mu ni mel. waaw mooy li ma la expliqué rek. article 320 nu mu ko définiree. mooy il faut que mu am yegg ba nga xamante ne am na ci ki nga xamante ne moom lañ jàpp ni violé nañ ko. mais bu dee majeur la. xam nga bu dee mineur pose problème yegg bu amee rek dañ naan viol am na parce que mineur mënul consentir mënul jox consentement am ak mineur même bu la waxee ni kay yegg sama kaw waroo mun yegg ci kawam dès l'instant où nga yegg ci kawam rek dañu jàpp ni viol am na mais boo gisee ñu wax lii majeur la ñuy wax donc majeur bi su fekkee ni yegg bi dafa am il faut que nga xoolaat yeneen yu nga xamante mooy élément yi article 320 bi wax ndax violence am na ci yegg bi dafa ànd ak violence wala dafa ànd ak contrainte wala dafa ànd ak surprise wala dafa ànd ak menace wala la ñu wax donc bu amee yegg bi wala violence viol am na bu amee yegg bi wala contrainte viol bi am na bu dee yegg bi am na ak menace viol am na bu dee yegg ci kaw bi am na ak surprise également viol am na loolu article 320 wax léegi nag bu paree ci loolu nag mu doog a teg nag daan
bi nga xamante ne moom la ci loi bi prévoir. moom la ci loi bi prévoir mu mel ni itam jàmmaarloo yi nga xam ne am na ni ki tey jii ci suba am na benn caméraman woo xamante ni ñu ngi ñuy wax rek ne am na ci ay gaañu mu di ak yelleefu ñi nga xam ne ay way taskatu xibaar lañ ngir daal di yeggee la ñuy jukkee ca la nga xam ne nag moom moo xew ca barab boo ñu nekk ngir daal di koy yeggee askan wi jamono yi nag ki nga xam ne moom moo taxawal képp koo xamante ni da di taskatu xibaar moom Bamba Kassé am na ay kaddu yoo xamante ni daal na ko yëkkati bu fekkee noppi na Alaaji Malick ñu daal di dem teewlu ko dikkaat ci plateau bi. xew-xew la xew-xew ak journaliste ñoo ànd journaliste day ñëw couvrir xew-xew mais buy couvrir xew-xew tamit dañu war a def de telle sorte que du bokk ci ñuy gaañu wala du bokk ci ñuy am ay tolof-tolof difficulté bi mu wax ni moom la ñu am mooy que ni journaliste yi fi ñu positionné woon mënuñu leen différencier ak ñi nga xamante ne xëy na ñooy way manifester yi donc parce que bon fii Sénégal journalistes yi du ñu sol badge du ñu sol gilet du ñu sol brassard loolu amagu fi ñu ngi si waxtaan nag ak le ministre de l'Intérieur pour que ñu yegg foofu comme ni policiers yi di amee ay badge yu rouge ñun peut-être ñu am yenn genre badge yoo xamante ne ay badge homologué la xam ne ku ko takk ñu xam ne journaliste la bu ko defee boo nekkee ci opération yu mel nii kenn du la gaañ wala kenn du la jéem a ciblé wala kenn du la jéem a bu nuxatal donc en gros loolu moo ñu fi andi di leen ñaax ngeen continuer def seen liggéey mais également di leen ñaax ngeen veiller à votre sécurité parce que aussi gis nga am na ñaar ñu gaañ ànduñu yéen a ngi tarawul yéen a ngi toog fii di continuer seen liggéey c'est-à-dire tey bu fekkoon 25 journalistes nañu damm seen tànkit ñi si des dañuy toog obligé parce que mission bi moo demee noonu donc il faut que ñu veiller à ce que yenn éléments de sécurité yi yenn nu mu tuuti yenn précautions yi nga xamante ne dañ ko war a def te mooy rek boo nekkee ci théâtre d'opération yu mel ni bul nekk en face des forces de l'ordre loolu c'est une règle très élémentaire il faut toujours être soit à côté soit derrière les forces de l'ordre. mu mel ni yu ni mel bëri na ci ay loo xamante ni am na ci dëkk bi di ay jàmmaarloog yu ni xeetoo même kàddu yi la ñuy biral maanaam ak yelleefu ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay way taskatu xibaar. waaw parce que taskatu xabaar bi nga xamante ne moom dafay dem ci terrain bi pour taataan li ci information jox ko askan bi. kooku am na benn protection bu nga xamante ne war na am. ak même takk der yi nga xamante ne ñoom ñooy dem foofu ñoom ñoo bokk même mission. dañuy wax mission de service public la ñu am ñoom ñëpp. kii dafay ñëw pour aar nit ñi. mais que également dafay ñëw pour jël information jox ko ñi nga xamante ñoom ñooy askan bi te information boobu constitution moom moo ne peuple du Sénégal dañu am droit une information vraie. léegi nag journaliste bi bu nga xamante ne wala technicien de la communication bu journaliste caméraman bi preneur de son bi ku mu mënti doon bu demee ci terrain pour def taataan war nañ ko protéger mooy leen def lu tout ba nga xamante ne jàmmaarloo yooyu moom du ci gaañu wala du ci am benn tolof mais loolu nag lu ci bëri même buñ ciy waxtaan ak ñi nga xamante ne ñooy force de sécurité yi li ñuy wax chaque fois dañ naan pour ñu ràññee journaliste bi da dul yomb waaw je pense que nag loolu comme ni ko Bamba Kassé waxee war nañ organiser wu de telle sorte que bu ñuy dem ci traite d'opération ñu am benn mandarga bu nga xamante ne force de voilà xam nga comme par exemple tey boo gisee ay guerre waa Croix-Rouge foo tollee fële xam ne ñii waa Croix-Rouge lañ da ngay gis au moins seen signe bi ñoo xamante ne ñii waa Croix-Rouge lañ je pense que également force de sécurité yi journalistes yi war nañ dem ba nga xamante ne ñu am ay gilet wala ñu am mandarga bu nga xamante ne même de loin di nga mun a xamante ne kii mooy journaliste bi journalistes yi également ci théâtre d'opération yi ñu xool fan la ñuy taxawee parce que su fekkee ne yow da nga nekk ci diggante manifestants yi ak ñi nga xamante ñoom ñooy takk da nga nekk seen diggante amaana bu ñu sànnee lacrymogène mën na dal sa kaw amaana ñële également bu ñu sànnee xeer mais moonte ñu bëri ñu ngi bàyyi xel comme quoi que bu ñu demee ci ay manifestations yu ñun xeetoo li ñu leen di wax mooy que ñu taxaw ci kanamu way takk der yi waaye mel ni ñoom itam bu ñu nekkee ci li nga xam ne moom moo di seen ak liggéey xàmmee ràññee day doon jafe-jafe ba tax mu mel ni moom moo indi jee yu ni mel. waaw mooy li ma la wax xam nga xàmmee leen des fois dafay difficile et ñun également ñu nga xamante ñooy dem ci terrain bi des fois da ngay gis nit ki dafay bëgg am lu keneen amul donc ce qui fait que am ñu nga xamante ne fa mu gën a tàngee foofu la ñuy bëgg a nekk mais loolu nag dafa am ay risques yu nga xamante ne di nga koy encourir te yu mel ni par exemple mën na ci bañ a ñàkk que nit ki blessé wu parce que nekk na fu nga xamante ne tëmbal nañ fa lacrymogène mu dal la wala ñële sànni nañ xeer mu dal la parce que da nga nekkoon fu nga xamante ne da nga bëggoon am information de première main mais loolu également je me dis que information ak nu mu mën di mel yow li la war d'abord mooy nga protéger sa bopp boo protéger sa bopp ba pare doog war a mun information pour jox ko askan bi parce que protection individuelle quand même dafa bokk ci li nga xamante mooy suñu métier boobu tam day wax ci responsabilité de tout un chacun waaw parce que responsabilité mi ngi commencer d'abord pour sa aar sa bopp d'abord
léegi parce que boo aaru sa bopp liggéey ba nga xamante moom nga war a def mënoo ko def parce que su fekkee ni blessé nañ la ak information boo bëggoon ute ji dootoo ko utati te hôpital ngay mujjee. ñu ngi may wax ne sa micro dafa am jafe-jafe xam naa techniciens yi dina ñëw defar ko ngir rek ñu mën a wëyal li nga xam ne moom moo di waxtaan wi waaye itam xam ngeen ne comme ni ngeen ko gisee noonu nag ci li nga xam ne rek moom moo di image yi mu doon loo xamante ni lu doy waar la mu doon mbiru Ousmane Sonko ak itam Adji Sarr nga xam ne rek moo jur coow lu rëy lii Ousmane Sonko waroon janoo ak juge 8e cabinet ngir rek ñu amal li nga xam ne rek moom moo di laaj ak tontu dox ci seen diggante ci li nga xam ne moom la ñu koy tuumaal moom Ousmane Sonko di jiit bu Pastef bi nga xamee ne woolu nañ ko ca kanamu yoon niki tey jii nag ci 9h bi juróom-ñeenti waxtu jotee ngir rek mu daal di egg jafe-jafe la woon ndax itam ñi nga xam ne ay patriote lañ te itam bokk ci ay ñoñam ñoo rek daal di taxaw ne seen ak njiit du dem wuy ji ndax itam liñ doon rek tiit moom moo di bu ñu demee xamuñu Ousmane Sonko ana lan rek lay daal di fekki ba tax itam bëri na foo xamante ni ñu ngi fa doon amal ay jàmmarloo ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di way takk der yi monsieur Mine ñu ñëwaat ci li nga xam ne moom moo di jotaay bi sànq yaa ngi doon wax ne que ne responsabilité de tout un chacun maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy wàcc ci li nga xam ne rek moom moo di terrain bi. waaw responsabilité bi nga xam moom mooy incombé journaliste bi responsabilité protéger boppam la d'abord. parce que terrain boobu boo ci nekkee di war a taataan information il faut que yow nga xool fu nga xamante ne da nga fay nekk mën a am information te doo lor sa bopp. parce que boo jëlee yenn risques yu nga xamante ne lor nga sa bopp amaana liggéey ba taxoon nga jóg sax doo ko mujj def en fin de compte parce que su fekkee ni blessé wu nga quelle que soit information boo doon mën di uti également du amati njariñ parce que doo ko fekkee da ngay lay yóbbu hôpital wala yàlla tere ko boo ci bàyyee sa bakkan moom mooy gën a graaw ko defee responsabilité journaliste mooy def la nga xamante ne dina mun protéger boppam def la nga xamante ne du mën a lor kenn taataan information ba doog ko jox ko askan bi mais su fekkee rek ut information moom moo la yitteel ba nga xamante ne yenn mesure de sécurité yenn yi doo ko jël bu boobaa également soo moytul ay tolof mën na am te loolu du lu nga xamante moom ñuy wax rek ne bu fekkee da ngay taataani information ki nga xam ne moom moo la war a mën a déglu toog di la xaar foog naa ne boo demee ci li nga xam ne moom moo di terrain bi war ngaa mën a def jëm sa kéem kattan ba tax itam nga egg fa nga xam ne moom moo di maison de presse bi nga xam ne moom ngay yëngu pour que rek nga mën a jottali ki nga xam ne moom moo lay seetaan wala bokk di la déglu la nga jot a taataane foofee nga xam ne moom nga jugee ñu wax ci weneen ab pàcc mu di juge bi mi ngi ko doon xaar ni ki tey Ousmane Sonko jafe-jafe wala bokk am jafe-jafe egg fa nga xam ne moom la war a mën a jano ak juge bi jamono yi ca section bu recherche ndax liggéey wa nga xam ne moom la ñu waroon amal la ñuy wëyal ba tey. waaw parce que juge d'instruction bi nga xam moom moo ko convoqué woon conséquence bi tey comme jàpp nañ ko yóbbu fële conséquence bi mooy convocation bi nga xamante ne defoon na ko par force da koy reporter parce que tey la ko waroon a déglu ba ci 9h tey gis na ni yeggul am na leneen lu nga xamante ne am na ci c'est sûr que convocation boobu da koy annuler et puis jàppaat beneen date bu nga xamante ne ci la koy mun déglu parce que tey jii tembe comme ni ñu la ko waxee ñaari dossier mooy mujj am parce que ay tuuma yu bees lañ teg tey boo gisee ñu ne la comme ni ko Chérif waxee gendarmerie dañoo ñëw ci Ousmane Sonko notifié ko ne dañ lay yóbbu section de recherche pour trouble à l'ordre public ak nangam loolu bu ñu ko defee rek c'est que jot nañ information bu nga xamante ne procureur de la République moom moo ko sant parce que procureur moom mooy li ñuy woowee maître des poursuites et puis moom moo am sañ-sañu wax ñi nga xamante ne ñoom ñooy officier de police judiciaire yi mu nekk police wala gendarmerie que ñu teg tuuma ci Massamba wala Mademba wala ñu jël ko dem def li ñuy woowee enquête préliminaire donc loolu bu amee rek ça veut dire que procureur ubbi na beneen dossier bu bees. convocation bi fan la koy fekk convocation bi nga xam ne dañ ko jébbalaat pour mu dem wax ak juge bu 8e cabinet. waaw léegi bu boobaa xam nga bii passé ñu ngi ko jaarale woon ci avocat am. tey ji avocat maître Khoureychi Ba bi nga xamante ne moom moo wax sànq bi ñu koy convoqué juge 8e cabinet bi ñu koy convoqué juge d'instruction bi section de recherche la ko joxoon section de recherche woo avocat bi daal di ne ko pour que mu décharger. kooku tamit woo Ousmane Sonko ki nga xamante ne moom mooy client am. ñëw na ko damaa jot convocation est-ce que ma décharger. parce que ñoom
ay kii rek la ñuy doon ay mandataire la ñuy doon. maanaam ñooy dox seen diggante. ñooy dox diggante ak seen intermédiaire. waaw ñooy dox seen diggante ak client bi. donc lépp lu nga xamante ne dañ koy def également client bi moom moo leen koy sant. donc mënuñu ñëw décharger alors que Ousmane Sonko d'accordul pour que mu décharger. donc da ngay woo ki nga xam moom mooy sa client ba mu ne la décharger mu doog a décharger. démb sax ñu ngi ñuy wax ne que ne maître Khoureychi bi muy dem ci yoon bi la jokkoo ak ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko par la suite la ko jox li nga xam ne moom moo di sañ-sañ bi mu daal di décharger ci li nga xam ne moom moo di coobareem. voilà mu ngi noonu donc juge bi bu koy convoqué waat également mën na jaaraat fi mu jaaroon xam nga daal di dem au niveau de ses avocats daal di koy convoqué. su fekkee ni nag dafa fekk waa ji ñu jàpp ko ba yóbbu ko kaso bu boobaa convocation bi si maison d'arrêt bi nga xamante dafa la nekk foofu la ñu koy envoyé. mu mel ni monsieur Mine ñu ngi ci ligne bi ak ki nga xam ne moom moo di professeur Ngouda Mboup ku nekk xam ko ci wàllu yoon professeur maa ngi lay nuyu. mu mel ni itam am na recours woo xamante ni Aïda Mbodj ak ñoñam daal dinañ koy dugal ndax mën nga cee dikkaat ak sañ-sañ wi nga xam ne am nañ ko ba daal di def lu ni mel ak lan moo ci mën a am. waaw maa ngi lay gërëm di wax ni conseil constitutionnel bu Sénégal dafa am lu ko constitution bu tërale ci article 92 bu constitution bu Sénégal dafa wax ni Sénégal bu fekkee ni par exemple assemblée nationale dafa am lu mu dogal ñi député yi am nañu possibilité dem joytu ko ca kanamu conseil constitutionnel ci loolu nag dañu ni bu assemblée nationale dogalee ba pare il faudrait que su boobaa assemblée nationale mën a donc député fukk ak juróom-ñaari député mën nañ ko faa joytu ci juróom-benn fan juróom-benn fan yooyu nag mooy boo gisee ba ñu wotee mbir mi ca àjjuma ba tey mercredi amoon nañ ci droit léegi nag kii di assemblée nationale nag bu ñu ko yóbboo tegal ko pardon kii di conseil constitutionnel bu ñu ko yóbboo tegal ko ci taabalam bu boobaa noonu mbir mi nga xam ne assemblée da koo wote woon mbir moomu noonu mënatul a entrer en vigueur tant que conseil constitutionnel adduwu ci maanaam conseil constitutionnel dafa am weer pour wax ci bu fekkee nag ni mbir mi dañoo bëgg mu gaaw mu ñuy wax urgence gouvernement bi mën na ko laaj bu boobaa ci juróom-ñetti fan la ci àddu mais tant que conseil constitutionnel addoogul kenn mënatu la def dara parce que conseil constitutionnel mooy institution bi nga xam ni moom la ñuy wax moom moo yor le pouvoir du dernier mot waxee rek sax day tënku ñëpp dañ ciy tënku même président de la république moo tax bu amee recours amatul benn juge bu am sañ-sañ jël beneen acte maanaam député bi nga xam ne dañoo yëg ci woon malaanu kiirlaayam bu amee saisine conseil constitutionnel malaanu kiirlaayam boobu dañuy jàpp ni ba tey malaan bi mi ngi ci moom il faut conseil constitutionnel wax ni li assemblée dogal baax na wala baaxul su nee baax na bu boobaa noonu nag mën nañ ko convoquer mais su nee baaxul assemblée nationale dafa war a reprendre le travail. mu nekkoon professeur Ngouda Mboup professeur maa ngi lay gërëm bu baax a baax ci sa waxtaan ci li nga xam ne moom nga indi nag ci boobu ak léegi ñu ngi ko doon waxtaanee di mbirum Ousmane Sonko ak itam Adji Sarr ma des ba tey ci plateau bi ak ki nga xam ne nag moom moo di Daouda Mine mu mel ni dossier bi jamono yi enclenché nañ ko sànq yaa ngi wax ne que ne juge bi tey ji dina amalaat beneen ab convocation woo xamante ni dañ ko jox jiit bu Pastef moom Ousmane Sonko. waaw parce que bële dossier ba enclenché nañ ko ba pare. parce que li ñuy woowee réquisitoire introductif mooy document bi nga xamante ne moom la procureur jël jébbal ko ki nga xamante moom mooy juge du 8e cabinet. ça veut dire que dossier bi enclenché nañ ko ba pare. maintenant sànq professeur bi li mu la doon wax. mi ngi la doon wax li nga xamante moom la juge d'instruction bi mën a def. waaw parce que ça veut dire tout simplement à la kulli àlin comme dossier baa ngi ci loxoom dina convoquer ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko. su fekkee ni les conditions sont réunies pour que mu convoqué ko. parce que tey ji am na recours yi nga xamante yaa ngi dégg ñu ne dugal nañ ko. su fekkee ni conseil constitutionnel dem na ba benn instant ñëw ne bon li nga xamante moom mooy lever immunité parlementaire bi assemblée nationale bi baaxul. boobaa toute la procédure est anéantie bu ko defee poursuite yi nga xamante ne comme engagé woon nañ ko yëpp dañ koy tegane ci suuf. ba jamono yii nii. waaw ba tey ba jamono yi. Ousmane Sonko mi ngi si doon ñëwaat ne procédure yi nga xam ne teg nañ ko mu ñeel dindi mbalaanu kiiraay bi am na ay rëq-rëq yoo xamante ni nemmeeku nañ ko ci wàllu wi. waaw loolu xam nga loolu juge moo koy décidé. comme tey jii nga xamante ne am nañ 17 députés de l'opposition nga xamante ne nee nañ bind nañ conseil constitutionnel bu demee ba ne ni ñu dindee mbalaanu kirlaayam bi baaxul. ça veut dire que jusqu'à présent Ousmane Sonko mi ngi am mbalaanu kirlaayam à partir de ce moment là nag député la te député kenn mënu koo topp tant que dinduñu mbalaanu kirlaayam ce qui fait que lépp lu nga xamante ne jot na fi am
muy li nga xamante ne jox nañ ko juge d'instruction bi dafay taxaw en attendant loolu féete bor lii ñu ko jàppee nii pour trouble à l'ordre public leneen loo xamante ni dafay anéantir lépp parce que dañuy delluwaat ci départ bi moom mooy lan ki nga xamante ne Ousmane Sonko député la mënoo ko toppee dara tant que dinduñu mbalaanu kirlaayam donc mbalaanu bu ñu nee nag dindi nañ mbalaanu kirlaayam juge ba ñëw nañ ni ñu dindee mbalaanu kirlaayam baaxul dañu delluwaat ci case de départ ba donc ça veut dire que lépp lu fi jot am ci diggante bi amatul benn njariñ dañ koy anéantir xam nga et que dañuy demaat jaaraat ci yoon bu ñu jàpp ne yoon bu normal la pour dindi mbalaanu kirlaay comme li nga xamante ne yoon noonu la ko defee. bu boobaa ndax duñu taxawaat ci taxawaayu justice ci réew mi. taxawaay non pour man du ci question taxawaayu justice bi parce que tey ji boo xoolee procédure bi nga xamante ne moom moo am au niveau de l'Assemblée nationale ak procédure bi nga xamante moom mooy am ci justice bi ñaari bokkul la voilà donc justice bi day jàpp ne Assemblée nationale nañ doxale pour dina mbalaanu kirlaayam jàpp dëppoowul ak yoon et par conséquent da koy annuler te bu ko annulé conséquence bi mooy leen lépp lu nga xam jot nañ ko def da koy effacer. léegi nag dañuy reprendre à zéro. donc ce qui fait que en ce moment là Ousmane Sonko bu fekkoon ñu téye ko. la conséquence mooy dañ koy bàyyi. su fekkee ne dañ ko inculper la conséquence est que également inculpation bi ñu tegoon ci kawam également dafay effacer wu. lan la yoon wax jamono yi ndax mi ngi fële nga xam ne moom moo di section de recherche dañ koy bàyyi mu ñibbi këram wala boog dañ ko fay teg ab nëgëndiku maanaam mandat d'arrêt. ba keroog ba situation bi di régler wala day ñibbi këram. non fi mu toll nii procureur moom moo demandé à ce que ñu arrêté ko léegi bu ñu ko yóbboo section de recherche également. procureur mën na jàpp ni fii ak ngoon mën nañ ko bàyyi mu dem mais bu jàppee ne par exemple am na lu tax ñu koy téye bu boobaa dañuy def li ñuy woowee garde à vue dañ koy notifier garde à vue léegi bu ñu ko garder à vue nag li nga xamante ne moom la code de procédure garde à vue mënul dépasser 48 heures. su bëggee dépasser 48 heures ñoom dañuy demander prolongation de garde à vue léegi nag. garde à vue bu jeexee ñoom dañ koy jël dem déféré ko au parquet jébbal ko procureur. léegi procureur nag décider li nga xamante moom la bëgg ci dossier bi. ñu jël ci ligne bi professeur wala boog docteur Babacar Diop di secrétaire général bu FDR monsieur Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu. jamono yi ni nga xam ne noonu la situation réew mi tëddee ban gis-gis nga ci am. waaw di wax ni man suba ba léegi man ak Ousmane ñoo àndoon. demoon jëli ko. gunge ko ndax d'accord na wuyu ci jàmm ak salaam. bi ñu yegsee ba ci Mermoz ci rond-point bi ñu jékki-jékki gendarmerie ñëw arrêté cortège bi. daal di imposer itinéraire ni foofu la ñuy jaar ci corniche bi. am ay waxtaan yu gudd yoo xam ni moom demoon na sax ba d'accord. wuyu ci préfet bi. ci itinéraire bu bees bi mais ma gis fa xeetu violence barbarie jaay doole toroxal doomu aadama ñun ñi nga xamante ni dañu nekkoon ci cortège bi ñu génn ñu oto yi ci façon bu ñàkki teggin ñàkk a wekk doomu aadama jël ay lacrymogène sànni ko oto yi sànni ñu ko ba pare jël sécurité Ousmane Sonko toroxal leen jël ay lacrymogène dugal ko ci seeni yére je pèse bien mes mots loo xam ni gendarmerie moo ko def. kon mu mel ni jamono yi amul benn sécurité Ousmane Sonko xamante ni àndoon na ak moom ba muy dem section de recherche. bi ñuy taxaw Mermoz sécurité Ousmane Sonko yëpp arrêté nañ leen. mais non seulement arrêté nañ leen mais ni ñu leen arrêté toroxal leen jaay doole jël ay lacrymogène dugal ci seen biiri yére nappaaje leen toroxal kuntaaba wéq. vraiment loo xamante ni wax dëgg yàlla man gis naa violence parce que ancien acteur mouvement étudiant la dem nañ prison def nañ police daana intervenir campus. dem nañ 23 juin gis nañ lu ne am na sax ñu fa dee mais violence bi nga xamante ni tey gis naa ko. gis Macky Sall doxale ko ak délégation Ousmane Sonko doxale ko ak sécurité Ousmane Sonko nit ñi war nañoo yeew bu fekkoon dañ doon nelaw. réew mi dugg na ci guuta te lépp waralu ko. jaay doole bëgg institution yi doxe sa coobare. ba nga jàpp ni Sénégal dictature la boo xamante ni yow bu la neexee am 3e mandat bu la neexee am 4e mandat fa mu jaaroon ak Khalifa Ababacar Sall jaaroon fa ak Karim Wade moom la Macky Sall tàmbalewaat tey ci dossier Ousmane Sonko te bu nit ñi seetaanee bu askan wi adduwul bu askan wi taxawul. dafa ko bëgg a rey politiquement ba nga xam ni Ousmane Sonko du mën a nekk candidat ci élection présidentielle yi moo tax. may profité ci seen tribune bi di woo opposition sénégalaise. ñi nga xam ni ñi ngi ci opposition
te ni opposition la ñu bokk tey xeexal démocratie seen patéral bi mi ngi commencé nag di am lu muy nuru. parce que ku jàpp ni da nga mën a profité ci lii daal Ousmane Sonko ba tax nga toog sa kër nga noppi ci bu boobaa yaa ngi ci erreur ndax lii bukki bii mattoon Karim Wade. mattoon Khalifa Ababacar Sall tey jii mu matt Ousmane Sonko bu Macky Sall paree ci Ousmane Sonko ci ñun ñii la jëm si. te lii ñuy def waruñu koo def ngir Ousmane Sonko dañ koo war a def ngir suñu démocratie. man de maa ngi doon jàppale Ousmane Sonko fan yii yëpp di xeex ak moom mais li ma gis tey. gendarmerie teg ko sécurité Ousmane Sonko. teg ñu ko ñun ñi nga xamante ni ñu ngi woon ci cortège bi. tax na bu fekkoon dama engagé wu ci politique 100%. léegi maa ngi 2% parce que li ma gis ci Sénégal Macky Sall di ko doxale ndax dafa yor doole ndax dafa yor police ndax dafa yor gendarmerie muy toroxal doomu aadama yi. bëgg leen a def ay jaam di ñu toroxal loolu tax na tey jii ñu nekk 200% ci suñu engagement ñu jàmmaarloo ak moom xam ni Macky Sall. loxo bii mu teg loxo Ousmane Sonko moom signé na le certificat de décès de son régime. parce que à partir de ce moment le compte à rebours a commencé. Nous nous mobiliserons pour réclamer, pour exiger le départ de monsieur Macky Sall. jërëjëf ñu di ko jaajëfal bu baax a baax monsieur Diop ñu ñëwaat ci plateau bi wax ci leneen mu mel ni dossier wile ñu ngi wax nekk ne mbirum politique daal dinay laale ci biir monsieur Mbine ndax itam bu ñu tolloo fii ñu bëri booy addu ci lu soxal langue politique bi ndax xam ne ku nekk xam na ne politique ñaari nit ñoom ñoo ko séq maanaam ñi nekk ci pouvoir bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci opposition bi ndax itam lu ni mel bu ñu ko yëkkatee du gën a salfaañe li nga xam ne moom moo di réew mi askan wi di jàmmar ci li nga xam ne moom moo di seen ak biir. waaw man d'habitude du may bëgg a àddu ci politique parce que sama xam-xam màccu ci mais dama jàpp ni dafa am réew buñ ko bokkee ku ci nekk da nga war a def li nga xamante ne moom mooy sa cër parce que tey jii bu fekkee dama la wax sànq bu fekkee dañu dellu rek ci affaire Ousmane Sonko su fekkee ne nit ki daf ne moom dafay dem wuy ji dañ ko convoqué mu ni moom dafay wuy ji donc war nañ créer les conditions pour que moom mu yegg fa nga xamante ne moom mooy justice ba pour justice ba mën a def liggéeyam convenablement donc à partir du moment où yow sa bopp nga yow yaay ñëw di changer itinéraire ba dara di fa am donc mënuloo jël loolu noonu nga bëgg ko imputer ki nga xamante ne moom moo jógoon ne dafay dem man loolu mooy sama gis-gis parce que tey jii li nga xamante ne mujj nañ koo jàpp ci Ousmane Sonko pour wax ne dafa def trouble à l'ordre public lu ci bëri ña nga xamante ne ñoom ñooy autorités yi ñoom ñoo ko occasionné man jóg naa ni damay dem wuy ji justice. mu mel ni ñoom ñoo waroon mën a xalal. ñoo ko war a def démb préparé ko. non c'est-à-dire que tey jii moyens yi ñu déployé. xam nga pour mujj bloqué ko ba yëkkati ko yóbbu ko section de recherche. moyens yooyu buñ ko déployé woon mën nañu jalonné ba moom mu yegg fa nga xamante ne foofu lay dem wuy ji justice Sénégal jëm kanam. parce que ndax xamoon nañ ne nii lay demee. boobaak léegi jàmmarloo bi gis nañ ko. le 8 lañ gisoon lu ni mel. Ousmane Sonko taxawaat nekk ne dina dem wuy ji ci kanamu yoon ndax itam jàpp ñu woon ne ñi nga xam ne ay patriotes lañ bu boobaa dinañ calmé wu toog seen ak njiit dem wuy ji daal di ñëwaat. waaw mais état dafay ñaaw njort. te dafay prévoir. te prévoir nañ. pour dire la vérité état prévoir nañ dès ci fajar gis nañ par exemple ñu am ay arsenal sécuritaire bu nga xamante ne déployé nañ ko sur le terrain boo demoon tribunal da ngay gis ne jalonné nañ ko boo demee ci artère Dakar yëpp da ngay gis ne force de sécurité yi ñu ngi fa fi nga xamante ne gendarmerie mu ngi compétent mu ngi fa woon fi nga xamante ne police mi ngi fa compétent mu ngi fa woon mais dama ne à partir du moment où mu génn këram foofu nga koy encadrement bi war mu jaar yoon bu nga xamante ne moom la bëgg a jaar ba bàyyi yegg fi nga parce que sañ-sañam la sañ-sañam ne man damay wuji mais man fii laay jaar mais à partir du moment où yow nga dévier ko di ko jaarloo beneen yoon ba dara conséquence am fa loolu franchement pour man mënoo jëlaat loolu bu ko tegaat ñëw ne loolu moom moo ko def bu fekkoon ne dafa def yenn acte de violence def rébellion wala nangam ak nangam on aurait pu comprendre mais moom dafa resté otoom daal di toog xam nga parce que tout simplement yoon bi xàll bu nga xamante ne mën na ko ne pour dem wuy ji justice bi donc foofu laa waxat ne yu mel noonu nag dafay indi jiixi jaaxa ba nga xamante ne dañuy jàpp ne xam nga ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk autorités yi dañu bëgg nasaxal ñi nga xamante ne ñoom ñooy opposition te loolu laa jàpp ne ci réew dañ ko war a éviter parce que sérénité mooy lu nga xamante ne moom moo war a ci ëllëgu réew mi mu mel ni itam suñu naataango Mamadou Ndiaye mi ngi fa nga xam ne jege na VDN mu mel ni itam jàmmaarloo ya ñu ngi wëy di am foofu noonu Mamadou Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Cheikh Diop. lan lañ mën a jàpp ci côté bi nga xam ne moom nga féetee jamono yi bon
bon li ci mën a jàpp daal mooy fii actuellement ci VDN bi. gars yi dañoo ñëw taal ay pneu rek depuis fële ci rond point bi nga xamante ne moo jëm ci université bi prolongé jëm cité Kër Góor gi. niveau boobu nag amoon na saa ay agression mais li ci problème bi mooy gisuñu fi benn force de l'ordre c'est-à-dire passagers yi wala ñi nga xamante ne aussi ñooy automobilistes yi ñoom ñooy wàccal seen bopp di jéem a dégager li fi xale yi bàyyi maanaam taal ay pneu ba nga xamante ni wala actuellement affaire bi daal. fi mu ne nii. ci ñenn ñi mais surtout citoyens yi wala sénégalais yi ñi nga xamante ne aussi ñooy passage ñi nekk ci tali bi amuñu sécurité ndaxte ñenn ñi da ngay gis ay agression yoo xam ne jot nañ ko fi gis am na ñoo xam ne dañ leen di wàccee ci tali bi daal di jël li ñu yor daal di daw ak ñoom ñun fi ñu nekk nii dañu xaw a làkkatu sax pour mën a def li nga xamante ne mooy suñu liggéey en tout cas situation bi fii ci côté VDN bi doy na waar boo yaa ngi noonu ñu di ñëw léegi lañ dégg loolu mu nekk situation boo xamante ne dafa doy waar daal. kon mën nañ wax ne que ne dem ak dikk mun ñu ko nemmeeku ci côté woowu noonu. waaw dafa bloqué actuellement dafa bloqué nii gis nga agent yi nga xam ne ñooy liggéey foofu tali bi ñuy defar foofu ci VDN bi. moom ñoom ñoo ma may sax ma dugg pour mën a def sama liggéey mais en tout cas oto fii nag oto demul oto dikkul pendant à peu près 30 minutes voire 45 minutes yoo xamante ni nit ñaa ngi ci mais oto demul oto dikkul. Mamadou Ndiaye ñu bàyyi la nga toppal ñu yow itam loolee lu ci mënti doon nga daal di ñu koy eggee ñu egg ko mbokku téléspectateur yu télévision Futurs Médias di fàttali rek ñu ngi leen jagleel lu ni mel wax ci coow li nga xam ne jamono yi nag moom moo lëmbee réew bu Sénégal ba ci sax ngeen min ko lool ci li nga xam ne moom moo di dégg-dégg waaye itam dañuy taxaw ba tey ci ëllëgu réew mi ci ñoo xamante ni ñoo bokk ndey bokk bàyyi monsieur Mine ñun ñëpp di ay sénégalais ndax itam lu mel nii war nañ mën a nangu muy am ci li nga xam ne rek moom moo di suñu réew. waaw wax dëgg yàlla ñun ñëpp nous avons intérêt. nous avons intérêt à ce que dëkk bi dal. dëkk bi dal parce que dëkk bi ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk. te buñ ko bokkee nag ku ci nekk da nga ci am cër. te ku ci nekk nag da nga war a œuvrer ba nga xamante ne dëkk bi mën a dal pour que ñun ñëpp ku ci nekk mën a dund convenablement. tey bu fekkee ne dañu delloo affaire Ousmane Sonko ak Adji Sarr nañ ko delloo ca nam la mu tudd ci proportion yu normal am mooy lan nit porté na plainte Ousmane Sonko. ñu jël dossier jébal ko juge donc dañu war a fexe ba nga xamante ne ñëpp ñu nga xamante ne ñoom ñoo ko entre ñu nekk ay homme politique que mu nekk pouvoir bi que mu nekk opposition ñu créer les conditions de la sérénité ba nga xamante ne justice dina mën a def li nga xamante moom la ñuy xaar ci moom. ñuy jàpp ne nag également justice bi nga xamante ne ñoom ñoo nekk dernier rempart dans un état nga xamante ne ñoom ñoo décider en dernier ressort dinañ juger seen aqulaay taxalaa xool li nga xamante ne moom lañ jàpp ni moom lañ tuumaal Ousmane Sonko su fekkee ni. du dëgg wala am na lenn lu nga xamante ne lënt na seen kaw parce que lu dul profite au prévenu moom la code bi wax. bu amee jiixi jaaxa rek ka nga xamante moom lañ tuumaal da koy profiter su demee ba nga xam am nañ ay preuves yu tangible yu leer ñu xamante ne li ñu koy tuumaal moom moo ko def. bu boobaa la ñuy doog a jël te tuuma teg ko ci yoon. mais tey nag bu ñu ñëwee tey dem na ba nga xamante ne politique bi actuellement si boppam. moom moo suul sax la nga xamante moom moo taxoon affaire bi jóg. moo dominé parce que dañ doon sànq da nga toog nga laajoon ma léegi ci article 320 bu code pénal ci affaire viol. dossier bi lan la dañu tuumaal kenn viol juge ba li nga xamante ne question bu ñu ko posé question de droit la. est-ce que Ousmane Sonko moom moo violé Adji Sarr oui ou non loolu mooy question bi donc lépp lu nga xamante ne mi ngi am après autour. soit politique la victimisation la bu fekkee ne dañ jàpp ni kii moom moo def politique la bu fekkee ni kële nga xamante ne ñoom ñooy jàppale Adji Sarr et consort donc dañ jàpp ne ñaara ko seq Ousmane Sonko la Adji Sarr justice moom mooy décider en dernier ressort nit ñëpp nañ créer les conditions de la sérénité pour bàyyi justice def sa liggéeyam justice également def li nga xamante moom la ñu xaar ci moom dans un état démocratique mooy ñu nekk ñu nga xam ne à équidistance des chapelles politiques nekk ñu équitable def li nga xam moom la ñu xaar ci ñoom Daouda daal di jokkoo ak nga xam ne moom moo di Pape Mahawa Diouf bu Benno Bokk Yaakaar bu fekkee mu ngi may dégg monsieur Diouf maa ngi lay nuyu. mu mel ni dem na mu nekkoon Pape Mahawa Diouf la ñu jéem a jokkool jamono yi nag bu fekkee bu jokko bi mën naa am rek ñu daal di koy rek dalal ci plateau bi moom itam mu wax li nga xam ne moom moo di gis-gisam ci tolluwaayu réew mi jamono yi nga xam ne ñu ngi wax mbirum Ousmane Sonko ak itam Adji Sarr moom jiit bu Pastef waroon rek dem janoo ak itam juge bu 8e cabinet Daouda ndax itam jotul tey ji ñu amal li nga xam ne moom moo di confiance ci mu mel ni Mahawa mi ngi ci bu mu jokko bi Pape Mahawa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax sëriñ bi
mu mel ni itam gis nga réew mi ni mu demee ci subaak léegi jiit bu Pastef moom Ousmane Sonko waroon dem janoo ak juge bu 8e cabinet mu mel ni gis nga li nga xam ne moom moo ci jot a am. waaw salaamaaleykum jërëjëf ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci plateau bi di nuyu auditeurs rek seen téléspectateurs yi leen di seetaan fépp ci àddina bi. li fi xew tey comme li fi xewoon ci fan yële weesu. mu ñu dund di ko ñaawlu. nekkul ci li nga xam ne en tout cas mooy jëmmal taaru démocratie ak li nga xam ne moom lañ comprendre. le fonctionnement des institutions te ñu koy ñaawlu ci ñi nga xam ne ñoo ko def. pour l'essentiel muy le parti Pastef ak son leader. li ci des mooy lii nag su mu nee am cim réew. mooy li ñuy wax naan le Sénégal les libertés publiques sont en danger mooy nekkul. ndax koo xam ne dañ la convoqué rek nga war a wuy ji nga ne dinaa ñëw suba wala gannaaw suba. nga ne duma dem tey suba nga ne dinaa dem ba mujj bi nga ne sama sëriñ ak sama mbokki taalibe ak say kuréel bi ma bokk ñëw nga ne ma dem dinaa ñëw waaye nii lay ñëwee. ndax ko defee ñëpp gis ko. je crois que c'est ça l'essentiel de la difficulté bi ñu am. mais kenn mënu ci gis leneen nag lu dul un manque de citoyenneté tout simplement amul leneen ne nag réew mi moo mel noonu juum la réew mi mayul noonu. réew mi tey fépp ci Sénégal mi ngi dox nit ñaa ngi def li ñu war a def on a juste vu quelqu'un qui dans le cadre d'une procédure judiciaire entre privés encore une fois. Il n'y a aucune question politique qui se pose aux Sénégalais. Il n'y a aucune question institutionnelle qui se pose aux Sénégalais. Il n'y a aucun enjeu national qui se dessine. C'est une affaire privée qui concerne un homme qui s'appelle Ousmane Sonko et une fille qui s'appelle Adji Sarr. kon mu mel ni yow da nga gis ne que ne Ousmane Sonko mënoon naa wuy ji te dara du jib jamono yi. waaye Sénégalais yëpp xam nañ loolu. loolu du waxtaan bi. waxtaan bi kay mooy li waral doxalin bu ñaaw bi ak li nga xam ne ñëpp gis nañ ko. ci sa mauvaise volonté ak li ñu fi jot a wax yëpp balaa muy teew tey te it fàttali ne du benn question politique y a aucune question politique qui est en jeu. ak ndaw la bu ko teg tuuma ci kaw mu war a gaaw dem teggi tuuma ji. loolu nag gisuñu ko li ñu gis mooy li ngeen xam ne ñëpp gis ngeen ko te ñu di ko ñaawlu comme tout le monde du point de vue des relations avec les institutions. De là nag à vouloir dire que le pays est un pays où il n'y a pas de liberté. loolu kenn mënu ko wax. li fi am mooy une plainte les procédures ont été respectées ci li ñu gis yëg ko moom ci boppam. moo taxaw ne dina dem parce que ni la ko xalaatee lii ñu gis tam ñoo ko bokk gis yëpp ñaawlu ko waaye de là à dire que réew mi moo mel noonu réew mi melul noonu. d'accord ñu di ko jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon Pape Awa Diouf bu Benno Bokk Yaakaar mu ngi doon addu ci lépp loo xamante ni askan wi ñu ngi koy wax ne lu bëri ci dossier bi gis nañ ne que mbirum politique moom moo ko lal. Daouda est-ce que itam jotul tey ji ñu daal di def amal xel mu dal ci ñi nga xam ne donc ñoom ñoo yor lépp lu soxal wàllu yoon fii ci réew bu Sénégal ndax itam bu fekkee ku ci nekk ci askan wi gisee woon nga mbir mu ni mel jàpp naa ne ku nekk waroon ngaa mën a toog li nga xam ne moom moo di sak makkaan jiit bu Pastef moom Ousmane Sonko dem wuy ji te dara rek mën a am ñu bàyyi justice daal di tranché. waaw justice dafa war a tranché. ala kulli alin moom noonu lay demee. mais boo gisee chaque fois ñi nga xamante ne dañ ne du ñu dem ci justice parce que dañu am li ñuy woowee suspicion. après ñu àggali nga baal ma rek monsieur Mbine nga baal ma ndax itam téléphone bi dafa am ñoo xamante ni rek ñu ngi ci bu mu jokkoo bi ñu amaat Chérif Dia Chérif maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Cheikh. lan lañ mën a jàppaat jamono yi foog naa ne yaa ngi ca Colobane. waaw ñu ngi Colobane mais fii nag tension bu métti fi am ay li naan intifada diggante gone yi nga xamante ne ñoo jàppale Ousmane Sonko ak alkaati yi ba tax na kon centenaire moom dem ak dikk moom mënu fee am ndax ay xeer yoo xamante ne gone yi jàll nañ ko ci tali bi ay pneu yu taal. ba tax na commerçant yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk. mënuñoo liggéey te ku ne xam na ne fii moom mën nañ ko tuddee sax quartier chinois ndax rek jaay yi nga xamante ni kon chinois yi ñoom la ñuy jaay ba tax na kon toutes les boutiques sont fermées fi mu toll nag police ñoom ñu ngi fi ànd ak ndaw yoo xam ne ñoom ñoo leen jàppale ngir jël xeer yi daal di koy évacuer ci noonu nag côté bi nga xamante ni ku ne xam na ne ku xam centenaire bi surtout côté bi ambassade Mauritanie nekk
fa la section recherche nag gendarmerie parce que caserne Samba Diéry Diallo nu waxta section recherche mi ngi ci biir caserne Samba Diéry Diallo jamono ji Ousmane Sonko moo fi nekk mais yoon wi fa jëm moom oto sax mënu faa jaar parce que gendarmerie nga xamante kon ñoo yor kaaraange seen zone la ñoom ñoo ko yor police nag ñoom ñooy defanteeg jamono ji gone yi pour accéder fii xam na day xaw a compliqué ndax rek ngir bañ xëy na tension bi daal di yegg fi nga xamante ni kon mooy ci caserne Samba Diéry Diallo léegi nag police ñi ngi leen di ba max ñi ngi dugg biir Médina ñi ngi wéy jëm côté Colobane mu mel ni kon situation bu tànn la boo xamante ni nantu na ko avec ses conséquences bien sûr comme ni leen ko waxee ci li nga xamante ni mooy activité yi dina ci wàllu commerce bi ak tamit secteur informel beeg chinois yi nekk fii moom moo fa nekk donc mi ngi nii daal ci VDN bi gone yi jàng tamit wàcc pour ñibbi maa ngi interrogé benn parent sànq moom loolu mooy tiitaange mooy doomam parce que gisagul doomam ci situation de tension bi nga xamante ni 13 heures jot na gone yi waroon nañoo ñibbi si bu yàgg ñu ci bëri ay bus école la te pour des raisons de sécurité aussi xam na xale yi duñ leen bàyyi rek ñoom ñu ñibbi ñoom kese xam naa soit chef d'établissement yi ñoo leen di téye ba situation bi da mu mel ni kon daal loolu la ñu dund fi nga xamante ni kon moom mooy fii ci Colobane. heure de descente la mu mel ni waajur yi ku ci nekk ci ñoom yaa ngi xaar sa doom daal di jóge école mu mel ni waxtu wi itam bu teeroo rek mu mel ni patriote yi itam dañoo jubali fa nga xam ne moom moo di ca Colobane. waaw dana jubale woon ci Colobane mais fi mu toll moom li de toute façon lii wër caserne Samba Diéry Diallo moom benn manifestant mënu fay jër parce que gendarmerie ñoom ñoo gàll yoon wi donc il faut montrer patte blanche comme on dit comme ñun ñi nga xamante ni soit c'est la presse nga wane carte pour mën a dem wante bu fekkente ne auto particulier sax mënutu fay jaar je vois là un particulier benn soxna la xam nga mi ngi nii di négocier mais malheureusement il ne peut pas passer pour dire que donc fii aussi quand même dispositif sécuritaire bi il est impressionnant tenu par la gendarmerie seen naataango yu police kon ñoom ñoo nekk ci jamono ji ci jàmmaar la gone yi ñu ngi leen di pousser nag di leen mettre un peu di leen tenir à l'écart comme on peut dire su ko defee ñu ngi jëm ci marché Colobane nag côté mosquée Massalikul Jinaan lycée Kennedy ak fi ñu défilé jamonoy 4 avril mais daal fii situation bi métti na trop ba nga xamante ni kon dem ak dikk mënu fee yomb am na ci ñoo xamante ne gis naa leen ñuy jàppale police et des civils xam naa pour évacuer voie bi état donné que pour mu dem gis nga taxi yaa ngi di dévier mais daal kenn mënul jugee centenaire jël droite pour dem caserne Samba Diéry Diallo bi nga xamante ni da nga doon continuer soit génn ji biir Colobane jàpp ambassade Mauritanie ndax rek tension bi nga xamante ni kon moom moo am fii. jërëjëf Chérif ñu bàyyi la nga toppal ñu loolu monsieur Mbine ak fi réew mi toll jamono yi mu mel ni xel yëpp jaxasoo yaa ngi dégg léegi Chérif mi ngi koy wax ci téléphone bi mu ne am na ci waajur yu bëri yoo xamante ni jamono yi mënuñu teg bët li nga xam ne moom moo di seeni doom te waxtu wàccu école jot. waaw moo tax chaque fois li ma la doon wax sànq que ni réew li ko jig moom mooy dal waaw stabilité moom moo jig réew te lépp lu nga xamante ne acteurs yi war nañ koo def pour réew mi dal dañ ko war a def dama la wax ni acteurs yi ñëpp la pouvoir bi nga xamante ne moom moo yor réew mi dañ am lu nga xamante ne moom mooy seen wareef mooy leen def dal ba nga xamante ne citoyens yi mën a nekk ci situation bu nga xam situation bu dal la dañ la wax ni état chaque fois liñ même endroit li ñu la koy définiral dañ ne la territoire la bu am population bu nga xamante moom mooy dund ci biir territoire boobu am pouvoir bu nga xamante moom mooy exercer wu ci biir population boobu donc pouvoir bi moom moo am obligation def ba nga xamante ne population bi dinañu mën a dund ci seen teeyaayu bakkan en faisant quoi nag en faisant respecter les lois ku jéggi yoon quand même dañ lay teg yoon mais en veillant à ce que également que mu am benn sérénité bu nga xamante ne ku ci nekk mën nga def say activités convenablement parce que tey jii boo gisee Sénégal ñi nga xamante ne ñoo nekk ci milieu informel bi ñoo ëpp fuuf ñi nga xamante ne ay salariés lañ. le 8 doguma la am na sax benn maire boo xamante ni ñu ngi ko doon partagé ci réseaux sociaux yi maire bu doon jooy nekk ne la mu tegoon ngir rek di ko jaay ñi nga xam ne ñoom ñoo di jàmmaarloo bi mu amee lépp dañ koo daal di sànni. mooy li ma lay wax parce que tey jii am na ñu nga xamante ne ay seeni état lañ am si loolu la ñu jàpp pour suturool ci am na ñu nga xamante ne bu ñu xëyee ay marchand ambulant lañ dañuy dem xëy dóor waar avant ñuy am lu ñu liggéey am na ñu nga xamante ne même dañoo yor liggéey mais tey amuñu possibilité dem liggéey seen liggéey lu nekk mën lañ cee fekk donc dafa ñi nga xam ne ñoo nekk ci milieu informel bi amaana ñoom mooy ñi nga xamante ñoom ñoo ëpp te ñooñu du le président Macky Sall moo leen di jox lu ñu dunde seen kër du keneen moo leen di jox seen dunde seen kër donc bu ñu xëyee suba dañuy dem dóori waar donc nekkuñu fi pour ma Samba nekkuñu fi ma Demba on doit nag veiller à ce que ils vivent avec les moyens du bord ils vivent avec les moyens du bord di nga gis ku nga xamante ne day dem liggéeyi ba midi wala ba ay 11h doog a jël envoyé xaalis dépenser xaalis pour que nit ñi mën a togg seen kër donc nag loolu il faut que dëkk bi dal pour que ñooñu ñëpp mën a def li nga xamante moom moo war ce qui veut dire quoi bu ñu demee ci ay mbir mu mel nii nga xamante ne mbirum justice la
il faut que nit ñi dem ba nga xamante ne am nañ confiance seen justice. moom laa lay wax sànq. confiance justice. dina tax tey jii lépp loo xamante ni askan wi waroon nañ koo def jëmale ci wàll wi. bu boobaa dinañ mën a teg lépp ci loxoy yoon daal di def liggéeyam. gis nga bu ñu nee bëggee wax ne dañu am état de droit il faut que ñu am justice bu nga xamante ne nit ñëpp dañuy am confiance ci moom. parce que tey jii li ñuy woowee perception dafa am solo. même bu fekkee ne justice ba. dafa nekk justice bu nga xamante ne bu xarañ la. te nit ñi ci seen xel jàpp ni justice boobu baaxul. il faut que justice bi xool nu muy doxalee. te tey jii dama am habitude di wax ni justice bi ñaari pàcc la dafa am lu ñuy woowee acteurs yi mais dafa am lu ñuy woowee système bi. d'accord acteurs yi tey mooy magistrats yi kenn mënul naatable que ni ñu nga xamante ne ñu xarañ leen. ñu nga xamante ne formation bu extraordinaire lañ def. parce que au moins am nañ bac+7 am nañ maîtrise droit. def concours bu sélectif dem centre de formation judiciaire ñu former leen fa ñetti at avant ñuy nekk ay magistrats. mais léegi nag boo gisee jiixi jaaxa di am mooy suñu système judiciaire moo nekk système bu nga xamante ne dafa xaw a doy waar ba nga xamante ne même juste nu mu tuddee acteurs yooyu pour que ñu am seen indépendance. dafay jafe pourquoi parce que mu nekk magistrat du parquet procureur et consort ñu ngi dépendre directement ci exécutif bi que mu nekk magistrat du siège également seen avancement et consort. kuréel ga nga xamante ne moom moo ko yor muy conseil supérieur de la magistrature ka nekk président bi moom mooy président de la république. ka nekk vice président bi moom mooy ministre de la justice. wolof day wax naan nag ki nga xamante ne dala abali bët. dalay wan fan ngay jaar. donc ce qui fait que tey boo gisee même boo demee ci magistrature union des magistrats du Sénégal nga xam kuréel gi nga xam moom moo ko ŋànk ñoom seen bopp gis nga dañuy génn. di wax ne il faut que ñu changer suñu système pour que ñu am suñu indépendance même ñoom ñu ngi koy wax. ñu gis ay magistrats yu nga xamante ne ñu ngi ci biir démissionné nañ parce que gisatuñ seen bopp ci loolu. ñu gis nag ay hommes politiques yu nga xamante ne jàpp nañ ne nasaxal nañ leen te jaaruñu fenn fu du ci justice boobu loolu moo tax jeexi jaaxa boobu di am mu nekk nag suspicion bu nga xamante ne ku waxal yàlla xam ne suspicion bu légitime la bu nga xamante ne il va falloir que ñu jéem a changer suñu système judiciaire. justice bi dem bam doxalee nu nga xamante ne au moins population bi dinañ am yaakaar ci ñoom bu ko defee lu mel ni bu amatee ñëpp croiser le bras bàyyi justice bi mu doxal li nga xamante ne sax doguma la monsieur Mine mais aw réew dañu koy pencoo ku nekk wax li nga xam ne moom mooy sax xalaat waaye itam ku ci nekk itam looy def lu nekk rek nga daal di koy def ak li nga xam ne moom moo di sa teey bakken ndax itam réew mi benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ba tax itam lépp loo xamante ni am na moo xam sa ay jegeñaale wala bokk sa dëkkandoo lépp day dellu si waat ci sa kaw rek waay ñu daal di delloo si xel yi bu baax a baax foog naa ne itam da ci am solo ci la jotaayu xibaar itam ñu am fi keneen koo xamante ni suñu naataangolo di Abdoulaye Cissé Abdoulaye maa ngi lay nuyu. Cheikh maa ngi lay nuyu di la gërëm. di rafetlu liggéey bi. jërëjëf am mbégte jàkkaar nekk fi ak ki ci gën a légitime ci li ñuy waxtaanee. ci wàllu yoon ci kër gi. exactement. si suba maa ngi lay dégg ci rajo bi yaa ngi doon wax ci tolluwaay réew mi en tant que reporter nga wàccoon te yaa ngi ci plateau bi yow mi nga xam ne demaloon nga ñu ñëwaat lan lañ mën a jàpp. waaw fi daaw da daanelee ma njëkkee foofu après ñëw ci laaj bi. li dal xel ci lii yëpp. mooy li xew fii. moo xew feneen. moo xew sax réew yi ñuy tuddee démocratie yi nga xam ne dañ leen di bàkkee démocratie. barki Demba Ndiaye la ñu condamné ancien président en France Nicolas Sarkozy ci loo xam ne. gis nga ko juge moo ko teg wala ci juge la ñu ko teg. ci ne dafa doon jéem a ger juge boo xam ne ni taqee woon na. donc vraiment jarul saalit ci ne réew maa ngi tàkk parce que justice bi wóolootuñu ko. débat bi ni mu amee fii ci justice noonu la amee Amérique Donald Trump léeg-léeg mu jël procureur ba koo teggi mais institution yi dëgër na dëgër boo xam ne xëy na doo mën a def lu la neex. ñun nag xëy na côté boobu rek la ñu tumurankee c'est-à-dire suñu institution yi ni ñuy articulation bi nekk ci diggante bi. mooy sooxe mais ñun amuñu problème mu texte amuñu problème mu définir ni ñu war a doxalee amana nag loolu lépp nit moo koy appliquer léeg-léeg foofu lay sooxee boo jëlee bu gàtt trouble à l'ordre public. ñii bu ñu la ko waxee. xam nga exactement lan mooy trouble à l'ordre public. ci ni ñu ko bindee. waaye ca mujjanteel ga dafa am kuy décider ni trouble nga ordre public foofu la débat di ñëwee après parce que tey bu ñu jógee ci li nga xam ne ni moo jëlee Ousmane Sonko ci fi mu nekkoon. xam nga trouble à l'ordre public ku ne xam na lan la bu ñu demee ba ñu ne suñu jàmm ji trouble nañu ko te wax dëgg fa yàlla mën ngaa jàpp ni. foofu tàngoon na mais ki nga koy teg
jàngat mën naa am ci est-ce que moo ko indi am déet. te loolu yëpp tey waroo boobu moom la ñu am. li xew nag ñun dañu dul jàngee ci lu bari ci luy xew ci réew mi sax duñu capitaliser expérience. parce que dañ ko wax Ousmane Sonko tey. mais du première fois ñu convoqué kàngam ci politique fu ñu mu war a dem muy ji léeg-léeg day am benn leader politique boo xam ne nii responsable local la ca diwaanam Guédiawaye wala Pikine wala feneen. moom sax mooy mobiliser mbabooram pour ñu topp ko soit tribunal ba fa mu nekk. wala bu dee section de recherche la. léeg-léeg citoyen sax ñu convoqué ko mu wut ay partisans pour mobiliser wu. mais ci kàngam politique yi nga xam ne nii jot nañ leen a woo ci kanam yéen ci dossiers yi fi gën a fës mais amul kenn. ku ci dem wuyu ji. te mbaboor gungewu la ba déborder heure ba nga xam ne ci la juge bi doon xaar. sànq Daouda mi ngi koy wax Abdoulaye doguma la ñuy fàttali rek ne mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen jagleel édition spéciale ci coow li nga xam ne maa ngi koy wax sànq min ngeen ko ci dégg-dégg coowal Ousmane Sonko ak itam Adji Sarr mais mu mel ni bu ñu tolloo file ñu bëri ci askan wi li ñuy àddu moom moo di dañoo xaw a piétiner li nga xam ne moom moo di démocratie ci réew bu Sénégal donte réew mi bokk na ci dëkk yi nga xam ne gën nañ cee nemmeeku wàllu démocratie. waaw mais ñu bañ cee gaaw ci xam nga yooyu appréciation wax ji nga xam ne ñu ngi koy wax. waaw loolu xam nga finalement wax sa xalaat lay doon. te ku nekk mën na ko jàppee noonu ki nga xam ne ni moo ànd ak Ousmane Sonko mënuma ko yey ci ne non démocratie am na ci réew mi. ki ànd ak président Macky Sall mënuloo ko yey tey. ci ni dañuy jalgati démocratie. donc loolu appréciation la boo xam ne. xëy na ci ay faits mën nañ ko documenter ci ne en comparaison lii ak lii. xewoon na fi nii la ñu ko traité woon xewaat na fi bi yoon traitement bi wuute na ci loolu boo xoolee président Macky Sall ba ñu ko convoqué wax dëgg fa yàlla ñu ngi koy fàttaliku. mbaboor bu rëy gunge na ko. ci dal xel. ci coobare boppam lu nekk xajoon na ci mais wuyu ji na ba ñibbi këram sax ci jàmm dal na fi Idrissa Seck. ci bi ñu koy woo nit ñi décider dem gunge ko accompagner ko bon police encadré ko xëy na nag gënalu leen aussi. parce que lii gënal ñëpp mooy mu dem wuyu ji ci jàmm na ñooy. mais gis nga psychologie de masse moo garaaw. ndax ku ci nekk mbooloo mi ñi fa nekk yëpp. dina am koo xam ne dana xabtalu ba def loo xam ne boo ko tëjoon ci biir néeg moom kese mais mu ne la mais ki def lii du nit. fekk moom moo ko def parce que mbooloo mi buñ ci nekkee nu masse bi yaa ngi may laaj sànq lu ma gis ci terrain bi. am na moment ñu taxaw effectivement maa ngi woon ak rajo bi toute la matinée. ñu ngi woon Stèle Mermoz fi nga xam ne mooy carrefour bi entre fi Ousmane Sonko nekk partisans yi ñuy xool fan lay ñuy jaar. am benn moment mu tàng jër am ku détaché wu ci force de sécurité yi muy ñëw. partisans Sonko yi mel ni ñuy xabtalu parce que dañ ko gis muy ñëw ñu yaakaar ni day ñëw pour defanteeg ñoom sax pour wax leen dégager leen wala ñu charger leen gis nga ba mu ñëwee nii la daf croiser loxo yi ci kaw. mais mbooloo mi mel ni dañ leen a c'est-à-dire ñoom ñoo ko doon tàccu finalement. ba pare am ci ñoom ñoo doon defal seen yeneen mbooloo mi. pour ñu calmer wu woyatuñu woon sax woy ñu doon woye justice Sonko président. bàyyi nañ ko sax nga gis am ñu volontaire ci seen mbooloo moomu parce que alkaati boobu def na loolu ñëw na wax ak ñoom ay baat yu gàtt pour won leen ni rek lii du intérêt kenn. ñëwuñu fi it pour xaaj leen kaddu yu gàtt la wax ak ñoom mais ñu tàcc ko buñ ko mënoon a tungoom sax dinañ ko def moo ne gis nga noonu la ñuy intervenir ci psychologie de masse. mais tey li xew te defe naa ñëpp constaté nañ ko aussi c'est-à-dire ñu bloqué cortège ak oto. ñi nga xam ne ñooy takk der yi donc oto ba mënul avancer. loolu ci gis-gis rek da ngay dégg ni da ngay gis ni oto boobu moo ko teree avancer après bu avancer woon lu cay xew gëm nañu ni na ñeneen ñi defoon ba dem tribunal wuyu ji. noonu rek lay demee sañu ñoo njort ni leneen mënoon na cee am. liy responsabilité état aussi mooy fexe ba leneen bañ cee am. c'est-à-dire kenn du wàcc. li nga xam ne ni mooy sa responsabilité. mais doguma la Abdoulaye monsieur Mbine mu fekkee yu mel nii parce que tamit Ousmane Sonko lii ñu dem jëli ko wala boog ñu convoqué ko ngir rek mu dem wuyu ci kanamu yoon c'est pas une première Abdoulaye mi ngi koy wax sànq bari na ci ñoo xamante ni ay hommes politiques lañ. ñu daal di leen di convoqué ñu dem wuyu ci tribunal. ndax itam wàllu yoon
fi mu toll nii tey jii waruñu di préparer mbir mu ni mel bu fekkee dañuy dem jëli ji koo xamante ni am nañu bootu ci ginnaaw mu am dayo ñu daal di baliser li nga xam ne moom moo di terrain bi. xam nga si sama njëlbeen wax dama la ko expliquer. que ni ku mu mën di doon man mii nga xamante ne sama solo bëriwul. tey boo déggoon ne tey convoqué nañ ma ñi samay am di jàmm dinañ ànd ak man pour que ma dem donc état mënu woon ñàkk bañ a xalaat ni Ousmane Sonko mu woote mu ñàkk a woote dina am ñu ànd ak ñoom. tey jii comme ni mu la ko waxee citeel na la. Khalifa Sall convoqué nañ ko dafa wuy ji. Idrissa Seck convoqué nañ ko dafa wuy ji premier ministre la woon dafa wuy ji. Macky Sall mi convoqué nañ ko commissariat central dafa wuy ji woon problème amul. Karim Wade convoqué nañ ko à plusieurs reprises ñu ci bëri convoqué nañ leen problème amul. donc tey bu demee ba nga xamante ne lu mel ni am na nañ xool la nga xamante moom moo ko waral parce que en droit dañuy woowe li ñuy woowe imputabilité des faits dafa am lu xew. trouble à l'ordre public jàpp nañ ni dafa am moom la procureur wax mais après da ngay xool imputabilité des faits kan ngay imputer fait boobu est-ce que Ousmane Sonko nga koy imputer moom mi nga xamante mi ngi toogoon ci oto ñëw bloqué ko maanaam mu ngi koy sëf dafa am solo ci droit dafa ñuy woowe li ñuy woowee imputabilité des faits c'est pas parce que mbir am na rek que ni ok mbir boobu mais mbir boobu dafa am koo koy sëf koo koy ràng nga xamante moom moo ko def moom moo sooke loolu boobaa ngay doog a mën a wax moo am beneen bu nga xam dañ ko wax sànq mu li ñuy woowee trouble à l'ordre public. notion fourre-tout la tey jii boo jëlee droit code pénal yeneen yi nu mu koy définir pratiquement notion boobu définir ko par notion bu nga xamante ne procureur lu ko neex la ci def tey dañ la wax viol sànq ñu ngi doon wax viol. dañ la ko qualifier tout acte de pénétration par nangam ñu ne la vol soustraction frauduleuse de la chose d'autrui xam nga ñu ne la abus de confiance wax définir nañ la ko ñu ne la escroquerie xam nga ñu ne la usage de faux nom de fausse qualité nangam ak nangam infraction yëpp dañ ko qualifier mais lan mooy trouble à l'ordre public trouble à l'ordre public donc tey jii li nga xamante am na tey mën nañ jàpp ni ordre public bi troublé wu na. nit bëgg nañ dem mënul dem dama la wax ni am ñu nga xamante ne xëyoon nañ bëgg dem liggéey mënuñu liggéey am na ko xëyoon bëgg dem jaayi ji mënul jaayi. am na ko nga xamante ne bëggoon na dem def marchand ambulant tey mënu ko defee donc trouble à l'ordre public am na tey mais kan mooy responsable ba loolu moom mooy après la question qu'on se pose imputabilité des faits est-ce que ce fait là mën nañ ko imputer Ousmane Sonko bon ku ci nekk am nga ci sa xalaat mais man dama jàpp ne bu mu xëyee ne dafay dem wuy ji doo ko choisir itinéraire am encadré ko comme nañ doon def ñeneen ñi bu demee wuy ji après en ce moment là juge ba la muy décider moom moo koy décider mais fi mu toll nii yeggiwul li nga xamante am na fi yëpp mën nañu wax ni conséquence bi également état deful li nga xamante moom moo ko war def jalonnewul jalonnement bi nga xamante waroon na ko def bàyyiwu ko par ci teeyaayu bakken en tant que citoyen sénégalais xam nga amul benn entrave bu nga xamante ne am na ci liberté am bu nga xamante dañ ko war a choisir itinéraire bu fekkoon ne dane woon damay def marche déposé ñoo ne man damay def marche sàngam ñu ne ko fii kat mënoo fi marché parce que nangam ak nangam donc itinéraire bii nga jaar bu boobaa bu respecté wul loolu mën nga teg dara ci moom mais dañ ko convoqué. muy dem di wuyu. nga xamante convocation bu ko nanguwul woon tey au moment où je te parle mandat d'amener mu doon am dañ ko jëli de gré ou de force. mais moom mu ni man damay dem wuy ji donc buy dem wuy ji doo ko choisir fu mu ànd encadré ko même buy def 2 heures de temps def bain de foule may ko 2 heures de temps yi mu def bain de foule mais à la kulli àllin dana yegg ci ki nga xamante ne moom mooy décider en dernier ressort kooku def li nga xamante ne moom mooy liggéeyam mais loolu bu amul rek lépp lu ñu mën a am également. doo mën a dindi ci bopp ñi nga xamante ñooy ay partisans politique da ciy dugg doo mën a génn ci bopp opposants yi que ni politique da ci dugg doo mën a génn ci askan bi également que ni état bi dafa am lu nga xamante da ko bëggoon teg pour piéger ko. ndax fi nekk nii mbir yi jàpp naa ne dafa gën a compliqué patriotes yi wàccoon nañ mu mel ni dem na sax ba gën a jur li nga xam ne moom moo di jàngoro maanaam charge yi day gën a bëri Abdoulaye. mais xam nga ñu dañuy jàkkoor ni yoon rek mooy mucc même bu Sénégal yëpp wàccoon dañuy ñaan yàlla institution judiciaire mu bañ a nërmeelu mukk ba nit ñi ne ko doo fi àtte parce que gis nga justice mooy pouvoir bi nga xam ne man yow ak keneen ñun ñu amul solo ñi bu ñu perdre suñu dignité moom rek lañ yaakaar mu delloo ñu ko yaakaaruma ko ci exécutif yaakaaruma ko ci keneen bu ma jotee ak borom barke xëy na justice donc laa yaakaar li ñuy wax mooy fa mbaxane doonee benn wante c'est-à-dire souvent dañ koy méngale dañuy wax pouvoir bii ak bii bi ma gën a gëm ni moo war a gën a mën a tëddee njaaxaanaay ma pouvoir judiciaire pouvoir exécutif xam nga loolu moom presque péete la vraiment ak parparloo loolu moo ko tënk pouvoir législatif gis nga ko li koy lal mooy ci tànneef ba sax élection la ñi bokk lang ñoom ñoo fay nekk
mais justice lañ yaakaar ni même bu la nit tànnee nekkaloo ko fa nekkaloo ko fa sa aqulaay taala waxuma sax askan wi askan wi sax bëgg-bëgg c'est-à-dire doxalinu yoon mën naa waroo ak bëgg-bëggu askan wi mais justice même bu askan wi bëggoon dara justice moom dafa war a doxal li nga xam ne mooy justice maslaha amu ci maintenant buñ ci dugalee mën nañ ko ci dugal nag président de la République sax moo ko waxaluma kenn waxalu ko moo ne danañu toll foo xam ne procureur boo amee ku muy topp dana tàggu ki nga xam ne mooy kilifaam ministre de la justice ci yenn dossiers yi définirul nag yan dossier gis nga loolu daf ñuy rejoindre ci notion de flou ak li nga xam ne nekkatul ci lu ñu bind texte delluwaat ci interprétation wu nit toujours fa la yëf yi di faussé bu ñu demee ba di bàyyi nit muy décider ci ne non bii tàng na nañ ko teg ci suuf non bii nañ ci dem bu baax problème am na alors que justice ni muy doxee ak ni ñu ko bëggee mooy lépp ñu teg ko ci charte yi nga xam ne moom la ñu bind te mu leer boo xam ne flou la ni ko l'autre doon waxee quand c'est flou c'est qu'il y a le loup ñu jubbantiwaat ko leeral ko notion bi nga xam ne ni Daouda moom a ko gën a xam bu dee fourre-tout la mais fii li fi am ci trouble à l'ordre public wax dëgg fi yàlla buñ ci jàngatul ba xam ne écoute comme lii moo fi nekk te tout le temps day indi werante ñu jubbanti ko leeral ko ba mu leer naa ñi ba man bu ma toogee sax mën ko définir mën a xam lan la exactement te keneen mënuma cee yey ci yaakaar ni moom moo ko war a définir loolu mais war nañ ko def ci Daouda li muy wax trouble à l'ordre public bi bu ñu demee ba yàqal nit liggéeyam mais tey Mermoz ba Cheikh Anta Diop université gis nga vendeur yi nekk ci orange bi foofu noonu ñëpp dañoo tëj am na magasin bu mag bu enseigne bu rouge bi nekk foofu ci Mermoz bi yàlla sax ci def jàmm parce que dañ ko commencé njum di ko bëgg a tëj. Ablaye doguma la mu mel ni itam Chérif Dia mi nga xam ne moom moo ñuy toppal xibaar yi nga xam ne ñoom ñooy rusande ca rek Colobane li ko wër section de recherche ak mi ngi ci ligne bi Chérif lan lañ mën a jàppaat wala boog lan moo ca bees. waaw Cheikh li ci bees mooy si Ablaye terminé sa foofu mën nañ koo wéyal parce que bu dee rek dégâts collatéraux yi moom mën nañoo jàpp ni ñi yëngatu ci wàllu njaay ak njënd moom ñoo ko gën a yëg surtout Colobane parce que xale yi ñu ngi ci biir marché bi di defante ak alkaati yi rawatina gendarmerie partie bi nga xamante ne kon ñoom ñoo ko yore ba tax na fii kenn mënu fay nooy ndax lacrymogène ay pneu yuñ faan gars yi tëjaat commerce yi waxoon naa leen ko sànq bi ñu jaaree centenaire mais tey la gën a aay parce que ci biir marché bi la te ku ne xam na ni fi mu nekk dafa xat parce que Colobane la quartier yi mbedd yi yaatuwut et cetera ba tax na kon sànni xeer yi gone di sànni mi ngi dugg ci kër yi di laal ñeen ni ñu je vois sa benn gendarme boo xam blessé nañ ko ba ñu koy évacuer fii seen infirmerie ba léegi nag ñoom ñi ngi poussé xale yi mais xale yaa ngi résister te ku ne xam na ni ay tablier la te tablier la gone yi jël di ko taal suñ ko taalee léegi saxaar si bu jógee déjà day lëndëm ba gise bi du neex ci ñenn ñi ba tax na kon insécurité totale daal dina nekk ci partie bi nga xamante ni mooy partie marchande que fi gars yi naan maquette bi nga xamante ni ku xam njaay ma foofu ay mbiram téléphone ak wecco beeg mbiram fëgg jaay yeeg fa la nekk muy zone boo xamante ni dafa névralgique ci wàllu njënd ak njaay rawatina secteur informel bi ba tax na kon daal moom moo nekk nii nag muy lu compliqué ba tax na fii moom daanaka borom kër yaa ngi nii yoro seen i musuwaal comme jamonoy mbas mi sax heureusement mas nii la nekk pour bañ a noyyi rek li nga xamante ni kon moom mooy grenade lacrymogène yi au moment où buñ ko fàtte tamit li ñu fi indi mooy Ousmane Sonko moom mi ngi ci biir fi nga xamante ni kon moom mooy section de recherche ma jokkoo ko ay avocat yi nga xamante ni ñoom it ñenn ñi ñu ngi ci biir pour xool la situation là-bas à l'intérieur Daouda wala Cheikh Abdoulaye ku am question woo xamante ni rek mën nga ko eggee Chérif Dia Chérif la ñu am ci bu mu jokkoo bi Chérif li ñu bëggoon a xam kay mooy ni mu ñu koy décrire la est-ce que ñi àndoon ak Ousmane Sonko te bi ñu yëgloo ci rajo yeeg yeneen day dem jot nañu egg foofu naka la ñuy wax rek takk der yi est-ce que foofu dama am na attroupement am déet fii moom mënul fee egg parce que comme zone militaire la parce que caserne la sax boo ñu fi yegg si ba tax na kon barricade yeeg seen dispositif sécurité bi dañ ko def yi wër maanaam ñoom dañu wër ndomba caserne Samba Diéry Diallo ci wàllu sécurité mais boo passé loolu nag kon ñi ci biir moom fa la affrontement yi amee entre ñoom ak gone yi nga xamante ne xeer la ñu yoree parce que zone la yoo xamante ne soit am na ay chantier ba tax kon maintenir l'ordre du fi yomb parce que rek comme ni ma la ko waxee étroitesse su mbedd yi mais aussi li ko favoriser bokk na ci ay pavage la da ngay gone yi ñooy jëkkati pavage yi di ko def ci tali bi di taal di tuur mbalit et cetera wala ñuy jël li nga xamante ne mooy table yi ambulant yi di jaayee ñoom ñi nga xamante ne xëy na seen yoon nekku ci ñu daal di rek taal ko
su ko defee kon gars yi di ko jéem a fay topp leen beneen côté bi tamit beneen théâtre d'opération la bi tax diggante police aussi ak les jeunes jàpp lycée Kennedy jëm fi nga xamante ni kon moom mooy HLM doon daal coow li foofu la nekkee mais fii moom il n'est pas question gars yi bàyyi gone yi ñu ngi ex fi nga xamante ni kon moom mooy section de recherche bi comme ni ñu ko waxee parce que dispositif c'est tellement impressionnant que booy yi mënuñ fay yegg. Chérif ñu bàyyi la nga toppal ñu loolee xam naa après daañ la jëlaat ci bu mu jokkoo bi nga eggiwaat ñu la nga xam ne rek moom moo fa jot rusande Chérif Dia ñu di ko jaajëfal bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def jamono yi Daouda gis nañ fi gouvernement bi génnee na décret wax ne que ne jaay essence ci li nga xam ne moom moo di gurdoog yu ni mel kenn dootu ko la amalati mu mel ni itam sànq yaa ngi koy wax gouverner c'est prévoir est-ce que itam tey jii li nga xam ne moom moo tax askan wi di taal lu ci mel ne pono yeeg essence beeg lépp loo xamante ni day taal waruñu ko woon mën a gën cee mën a farlu def ci ab taxaw seetlu ba tax itam askan wi bu ñu bëggee def lu ni mel walaa ñu koy amal ñu ami jafe-jafe donte nit ki loo bëgg a def kenn mënu la koo aaye. waaw gouverner c'est prévoir comme ni nga ko waxee bon ni ñu jëlee arrêté bu nga xamante ne kii moom moo ko jël gouverneur bu Dakar interdire li nga xamante ne vente essence ci bidon noonu la ñu waroon a prévenir également yenn trouble yu nga xamante ne mënoon na am sànq dañ la koy wax que ni tey jii lépp lu nga xamante ne xew na état waroon na mën prévoir lu nga xamante je pense que sax prévoir nañ parce que tey jii comme ni ma la ko waxee boo jëlee li nga xamante ne moom mooy force de sécurité yi dès fajar ñëpp ñu nga xamante circulé nañ Dakar gis nañ ni y a un dispositif sécuritaire bu nga xamante mettre nañ leen en place parce que bu ñu xamee ñi nga xamante ne suñu force de sécurité ni ñuy liggéeyee nga xamante ne dañuy prévenir un certain nombre de choses parce que du dañuy xëy rek daal di ne yow yéen dem leen fële am na ay ordre am na ay message rajo am na yu nga xamante dañ ko prévoir bien avant xamoon nañ ni tey mën na am lu am gendarmerie en ce qui la concerne am na lu nga xamante ne defoon na ko pour prévenir police également en ce qui le concerne la concerne du moins am na lu nga xamante ne defoon na ko donc préfet gis ngeen ko mu woon nekkoon ci terrain bi donc prévention boobu amoon na leneen li mooy ay pneu yu nga xamante ñu ngi koy jël di ko taal ça veut dire tout simplement que ñun suñu réew nu muy doxee dafa des parce que pneu warul nekk di tambaambaalu ci mbedd su fekkoon ni réellement defoon nañ li ñu waroon def en terme de salubrité et consort mbalit yi tour nañ ko convenablement je pense que immondices yooyu du nekk ci mbedd ba nga xamante ne ñoxor njaay ñu jël ko daal di teg ci tali bi boyal ko ça veut dire que am na lu sooxe ci nu ñuy doxale voilà donc prévention bi loolu yëpp c'est un ensemble donc prévenir si texte yu nga xamante ne dañ koy def prévenir ci li nga xamante moom mooy dispositif bi ñuy mettre en place mais prévenir également ci ni nga xamante noonu la ñuy doxalee ci askan bi pour au moins pour que encore une fois en dernier ressort mooy dëkk bi dal nit ñi mën a def li nga xamante dëkk bi dal Daouda mu mel ni itam am na ñoo xamante ne ñu ngi ci réew mi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk wàllu diine Abdoulaye mu mel ni itam ñooñu seen taxawaay itam waruñu ko woon gën a nemmeeku ci askan wi ndax itam ku ci nekk am na ko loo xamante ne ni itam boo ko waxee ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo bootu sa ginnaaw ñu am nu ñu doxalee laataa loolu Abdoulaye ñu jël ki nga xam ne moom moo di Cheikh Bamba Dièye mu mel ni mi ngi ci buumu jokkoo bi Cheikh Bamba maa ngi lay nuyu honorable boobaak léegi bu fekkee rek mën nga yokk dégg-dégg wi tuuti gis nañ sa taxawaay ci wàll wi am na yi sax loo xamante ni daal di nga koy njuy bi ñuy dindi mbalaanu kiiraay ki nga xam ne moom moo di jiit bu Pastef gis nga li xew jamono yi ci réew mi. waaw li xew ci réew mi moom dafa di loo xamee ne lu yéeme la te lu doy waar la te vraiment war naa naqari citoyen bu nekk war naa naqari doomu Sénégal bu nekk ndax réew mi pour fàttaliwaat que ay at a ngi nii depuis ba ñu moomee suñu bopp am na ay góor yàlla yu jóg yu taxaw di xeex pour Sénégal nekk un état de droit nekk réew démocratique réew bu ñu respecté doomu aadama dëgg la ku nekk yaa ngi naan na sëriñ ci wax na politiciens yi wax ana diw na ñëw diw indi si kàddu mais li ëpp solo mooy état de droit bu ñu koy tabax ci réew dafay laaj d'abord ñi nga xam ne ñoom la yàlla jiital ci bopp réew mi ñu am souci wu vérité am souci wu transparence ak respecter droit yi nga xamante dañ ko voté ci réew mi te bu problème amee ay yëwoon nañu xool source problème bii du rek xale yi génn nañ ci mbedd yi taal nañu pneu yi wala def nañu nangam ak def nañu nangam déedéet source problème bi dëgg-dëgg mooy bu ñu voté suñu ay loi ba am suñu république dafa am si suñu biir ñoo xamee ni dafa yomb si ñoom lool ñu jiggi loi yi di def lu leen neex ak di taxawaay boo xamee ne bu ëllëgee ay jafe-jafe ak i fitna ak i doy waar rek la ñuy indi comme di ñuy dund tey jii ma fàttaliwaat Sénégalais yi ni lii ñuy jooy tey jii
la ko laytaay lay source ba lay base bi mooy volonté boo xamee ne nguuru Sénégal am na ko depuis ay at si képp koo xamee ne am nga taxawaay ci opposition bi dina la fekk fa nga nekk procès dina la fekk fa nga nekk te ñun ñëpp seetlu nañu surtout ñun acteurs yi ni bu ñu lay yóbbu ci wàllu boobu ay violation yu dul jeex ci constitution bi ci say droit en tant que nga am avocat ci say droit constitutionnel ci sa droit ci biir règlement intérieur assemblée nationale violation yu dul jeex lay ànd man damaa jaaxle lool ñu su fekkente ni justice rek moo ñu tax a jóg lan mooy laaj précipitation lan moo ci indi ay violation wu loi yi lan moo ci indi jaay doole lan moo ci indi yóbbu Sénégal ci situation yoo xam ne soxlawuñu ko pour am l'expression de la vérité pour que dëgg mën a feeñ. recours yi nga xam ne dugal ngeen ko ca conseil constitutionnel ndax itam am na ay changement am déet. yooyu moom ñu ngi soog a dugg foog conseil constitutionnel bi taxaw ci am ci gis-gis pour mën a gindi Sénégalais yi ci wàllu boobu mais li ci am solo ba am solo damaa jàppoon ni. bu fekkoon ne réew mi fi mu tolloon ci maturité démocratique tolloon na fa ab citoyen bu ñu ne dañ koy topp ci lii ñu ne wax ni moom la ñuy tuumaal Ousmane Sonko réew mi waru woon bouger millimètre nit ñi dañoo war a mën continuer di liggéey nit ñi dañoo war a mën a continuer di dem ak dikk ñu mën a am une situation bu leer lii lëndëmal affaire yi te jaxase mbir yi dañoo xam ne ab justice bu fekkente ni dafa am institution am ay loi te nit yu doy waar wala nit ñu njublang wala nit ñoo xamee ne amuñu benn yoon hésitation pour def lu leen neex habité ko ba pare di ko diriger mu wóor ni la buñ la convoqué police sa bakkan a ngi si xot buñ la yóbbu assemblée nationale sa bakkan a ngi si xot boo demee sa juge d'instruction ba sa bakkan a ngi si xot citoyens yi li ñuy dund loolu di ko dund ci seen yaram te ay la yëwan les Sénégalais ont vécu ça pas une seule fois pas deux fois plusieurs fois Ousmane Sonko est la énième personne dans la liste bi nga xamee ne moom la Sénégalais yi di dund et réew lu ñu pacifique lu ñu am jàmm am na foo xamee ne boo leen fa poussé ba ñu yegg fa kon ne di nga am lu raw lii ngay dund ci biir réew mi et c'est regrettable mais la source encore une fois il faut que ñu oser que pointe du doigt si on avait un état de droit si on avait un président de la République qui est à cheval dans ses fonctions et dans ses responsabilités su justice bi taxawoon na mu waroon mel su assemblée nationale joué woon rôle yi kon peut-être que duñu yegg si fii yëpp. jërëjëf mu nekkoon honorable Cheikh Bamba Dièye ku nekk gis na fa mu taxawee woon bi ñuy dindi mbalaanu kiiraayu ko Ousmane Sonko bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo dumooy woon boobule dossier Abdoulaye waaye mel ni laataa loolu taxawoon nañ fenn mu di taxawaayu ñi nga xam ne ñoom ñoo séq langu kër diine yi ci réew mi ndax itam amuñu noo xamante ni war nañ ko mën a taxawee ak askan wi gën leen ñaax ci rek ñu gën a am ak dal ndax lu ni mel ñu bañ koo nemmeeku ci mim réew. waaw def naa ñaar la ci kilifa diine yi di soññ tout le temps sénégalais yi pour ñu am dal am imaan gëm-gëm am pas-pas sax ci réew mi loolu def naa ni vraiment kilifa diine yi mosuñ cee jóg li bees kay mooy li ñenn ñi bëgg kilifa diine yi jóg wax ci mbir mi c'est compliqué aussi réew mi parce que souvent nga gis kilifa diine wax ñu ne lu tax ñuy wax c'est-à-dire séparation am na diggante spirituel ak temporel comme nañ leen di tuddee am na loo xam ne ku nekk da nga ko yoral sa bopp mais gis nga pouvoir dafa fiir ak bu mu mën di doon pouvoir spirituel fiiraangeem eggoon na ci bi ñu demee ba ci ren mbas mi nga xam ne nii nekk nañu ci ba autorité étatique yi war a jël décision yoo xam ne dafa laal suñu iman suñu foi suñu pas-pas di jëlal décision boo xam ne kilifa diine ñoo koy jëlal seeni taalibe pour di leen wax ñëw leen ci xew-xew diine sangam. di leen woo ci ay bëccëgu cant di leen woo ci yeneen te yooyu kilifa diine ñoo ko moom. pouvoir yëpp fiir ak bu mu mën di doon. c'est-à-dire li nga moom da nga koy bëgg a yor ba mu mat sëkk. loolu soo ko waxee ba pare. vraiment lu wax ju yàqu la pour di wax ni kilifa diine yi war nañ cee dugg. parce que buñ ci duggee aussi leneen lañ leen di wax loolu moo indi sax léeg-léeg luy xotti worma kilifa diine yenn yi parce que pëccoxoo politique boo ci duggee boo waxalee ki nga xamante ni ñoo ànd ak nguur ñi féeti opposition ne parce que dañu defar seen ceeb moo tax ñuy wax nga waxalu opposition nguur mën na la cee mere gis nañu ko fi mais ba tey am na fi kilifa diine wala kër diine yoo xam ne ci régime yépp nag am na ñuy gën a neexool am na ñuy dul gën a neexool gëw ma ni fii mën nañ fee interpeller kilifa diine pour ne ko wax ci lan c'est-à-dire ci lan la ñuy wax
de tout temps. amul jamono boo xam ne ni day am bu ñuy xalaat ni kilifa diine waxul pour jàmmi réew mi loolu c'est en permanence. maintenant tension bi am wax ci d'accord pour xol yi delloo si waat loolu président de la République jamono day dox mu def ko woote def appel xam nga loolu. finalement loolu moo définir waaw mais d'accord mais régler dossier bi mënu ko lal régler un dossier judiciaire contentieux politique. mun nañ ci dugg pour dox ci jàmm parce que teguwul ci diw moom a tooñ ci lu ñu bokk la ñu waroo ci xalaat mais mënuñu dossier judiciaire bu dox ci diggante ñaari nit duggaguma ci interprétation bi lu ñu dafa am lu ñu ci dëxëñam de dugguma ci loolu mais bu dox ci diggante ñaari nit am sañ-sañ boole kañu boole aussi am sañ-sañ ne li ñu may tuumal defuma ci dara te man sax mën naa wëlbatiku ci ñi nga xam ne nii ñoo ko nas loolu médiation wala dox ci jàmm xaju ci parce que pouvoir bi ko yor tamit dafa fiir ci li nga xam ne ni moom la yor mu pouvoir judiciaire maintenant bu amee koo xam ne am na njaaxaanaay bu toll ni ñëpp mën nañ koo may njekk bu ñu amoon kilifa diine boo xam ne mën naa waaji sax ne ko maa ngi lay ñaan plainte bi nga teg ko ci suuf te bu boobaa sax lii du mbirum boo xam ne nii ndax voilà bu dul plainte sax li ñu koy jiiñ bu ñu ko yëgee ni nit def na ko bu ca plainte amul sax yoon daf ciy am yoon donc aajootul sax ci Adji Sarr victime la maanaam mën nañ ne ëpp na loxo voilà ëpp na foofu tey donc aajootul foofu moo tax man gëwuma ñuy wax ni kilifa diine yi war nañ cee wax kilifa diine yi sax gën a leen seen bopp wax ci mbir moo xam ne seen ñaari taalibee ko seex wala seen ñaari nit parce que njaaxanaay bi mën na ne njaboote nañu ñaar ñëpp ba fa ñuy attee ba xam kan moo tooñ gawma loolu réew mi nag dañoo bëgg lu yomb trop léeg-léeg dañuy jël ay affaire ak yoo xam ne nii foofu lañ koy wékk bu ñu ci waxoon ñu xarab leen dafay dépendre rek ci fi ñu jëmale seen wax maintenant koo xam ne nii yaakaar nga ci am nga ci njaaxaanaay boo xam ne ñaar ñëpp déggal nañ la pour bu weesoo li ñuy atte mu jural réew mi dal mais tant mieux loolu defe naa kenn warul xaar am nañu jëf initiative yi mais tant mieux man ku jël initiative bi du ma la xarab mais vraiment ci ne war nañoo wax waxuñu gëwuma ko ci dossier bi contentieux politique moom bu amee gëm naa ni kilifa diine yi kilifa aada yi ñi nga xam ne am nañu baat ci réew mën nañoo dox jàmm ak leader d'opinion yi loolu mën nañu koo dox parce que loolu ni muy réglé woo sax dialogue politique la dialogue politique bu ko président la wootewul kilifa diine war na ko mën a woote woo leen ci jàmm ci ne li ngeen di xëccoo yéen ñëpp xëy na da ngeen a waroo rek ci yoon wi ngeen koy wutee ndax réew mi moo leen ñor parce que nag gëm naa opposant ak ñi nga xam ne ñoo nguur gi léeg-léeg xëy na yoon yu waroo rek la ñuy jël mais xëy na dina jafe nga ne kii bëggul réew mi wala kii daf bëgg a sànq réew mi xëy na dana jiitalit intérêt am ba ñu yaakaar ni xëy na intérêt am dëppootul ak intérêt réew mi mais gëw ma ni am na koo xam ne nii sànq réew mi ko tax a jóg parce que loolu boo ko defee gënoo ñoo ñor nag ku bëgg a sànq réew mi danañ xam li nga nas maintenant ci nii am na lu mu def wate tax xas wet xam nga nit moo matul waaw féete bi par parloo bi ak di politique sax dañuy wax ni loolu moo ko lal lay tegal nit banaana muy glissé yooyu ci politique la ànd te du Sénégal rek nag man loolu moo ciy dal sama xel bëri na askan wi ñoo xamante ni war nañ comprendre tamit mbir mu ni mel tamit mais war nañoo comprendre te noonu gis nga dafa am image boo xam ne xaw ma ndax disponible na ci Mame Birame dañu ko gis man dafa daw sama yaram tey ci manifestation yi li mu symboliser mooy foule la foule éléphant mi ngi jàll ci muy image boo xam ne garab bu ñu fekk mu taxaw ñu taal ko mu ngi nii garab bu ñu fekk mu taxaw c'est-à-dire défoulé wu ba amatuñu lu ñu défoulé wu ñu taal garab gi lii itam leneen la taal c'est-à-dire garab gii day noyyi di dund amatoo foo défoulé wu nga taal garab et puis ñu yuuxoo wuuree wala xam ni dara génn na fi mais lii ki ko def boo ko tëjee ci néeg boo ko waxul dara mu ne la mais ñi def di xoolal lii pourquoi ñu koy def waaw pourtant moom moo ko def mais ci jamono boo xam ne dafa xabtalu wala nekk ci euphorie bi parce que lii amul benn sens garab gii xëy na def na fi ay at pour mu palmier la bu rafet investir nañ ci def nañ fi defar nañu Dakar ba garab yii mais lii moo lay wan ni rek nit day toll foo xamante nii fugg da ko yóbbaale fugg raison mais loolu yëpp nag li koy indi
yi daaw da ñu la sànq. imputabilité boobu gis nga lii est-ce que ki ko def sax ci moom la ñu koy teg ëllëg parce que am na lu ko indi. te loolu lañ dul gëstu fii ci biir réew mi gis nga mbiru Ousmane Sonko bi. mën nañoo yem rek ci ne yaa trouble ordre public jeex na bañ a gëstu lu ko indi. te kuy waxal yàlla ci lu gàtt maintenant xamuñu la nekk ci biir la ñu gis te bët may ñu ko ñu seede ko. reporter yi Sénégal yëpp. gis ko tey ñëpp jël nañ seen i disposition depuis kër Ousmane Sonko ba bi mu yegg si foofu lu tax cortège bi arrêté wul par exemple ci VDN ba. parce que kenn taxawul ci kanamam. amoon na mbooloo. ñu ngi koy gunge. c'était au ralenti gaawul. mais lu tax cortège bi taxaw foofu parce que dañ ko arrêté. je pense que affaire yi parfois il y a pas besoin de sophistication bi pour ñi ñuy déglu ak ñi nga xam ne nii articulation wu comme ni ma waxee sànq définition termes yi notion yi. yooyu sophistication baax na ci amphi ak laboratoire ak gëstukat yi. mais ki toog ci këram. boo ko wax trouble à l'ordre public li mu gis mooy moom nan la trouble daf doon wuyu ji. te effectivement nag tey jàpp nañ ni da doon wuyu ji parce que ci taarix. lii du fi guléet. ñu woo fi kàngam politique. mu dem wuyu ji am na sax ñoo xam ne dañoo woote Ousmane Sonko mënoon nañu ko reprocher premier jour ba 8 février bi xam nga déclaration bi boo koy jàngat sax ci communiqué évolué na 8 février bi bu ñu ko imputé woon jàngatkat yu bëri def nañu ko keroog mënoon nañu ko imputé peut-être loolu ci bu ñu déggee ci discours am parce que moo woote woon keroog dafa woote ci lu leer pour ñu ñëw défendre ko résister à l'oppression refuser nit ñi wuyu si tamit mais defaatu ko xam nga donc yooyu yëpp da nga ciy gis ni moom it xëy na am na mu ci jàng. ñu ñëwaat ci yow Abdoulaye mu mel ni am nañ keneen ci buumu jokkoo bi maître Massokhna Kane SOS consommateur maître maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. gis nga ñi réew mi demee jamono yi coow li nga xam ne moo fi am boobaak léegi ñu ci àddu tey Ousmane Sonko waroon na janook juge bu 8e cabinet gis nga li jot a am. préciser bi maître avocat Ousmane Sonko. waaw avocat Ousmane Sonko la tout à fait. effectivement et maa ngi koy naqarlu comme ni ko Sénégalais yëpp di naqarloo. ñun ñi nga xam ne ñooy avocat Ousmane Sonko ñu ngi toogoon tribunal di xaar tranquillement mu nekk ci yoon bi di ñëw ñu bloqué ko. bu ko jaarale par force ci benn yoon boo xam moom bu woon jaar foofu parce que y avait des risques là-bas. Donc finalement ñu naxante ba mu d'accord ñu ne dañ koy jël dugal ko seen oto indi ko. loolu ñëpp d'accord ci. Finalement ñu ne dañu jot ay instructions yoo xam ni dañ leen wax nañ ko arrêter pour trouble à l'ordre public yóbbu ko gendarmerie actuellement mu ngi foofu. Man j'ai tout fait pour dem gendarmerie fekk fa yeneen avocats yi fa nekk. Heureusement que am na ay avocats yu jotoon ak si foofu donc ci yoon bi que muy Centenaire que muy Blaise Diagne que muy même autoroute maa ngi doon jéem a contourner pour mën a dem section de recherche j'ai pas pu donc je suis obligé d'attendre mais je suis en liaison directe am na avocat yu fa nekk avertir nañ bâtonnier bi lii kenn masu ko gis te lii dafa mel ni ngay jël essence di ko sotti ci safara buy tàkk ñoom fi mu nekk li ñuy def moom mooy taal réew mi et puis li gën a grave mooy dafa am ay nervis yu ànd ak policiers yi loolu lu grave la loolu masul am Sénégal ay nervis yoo xam ne ay ponk lañu yore seeni yet di dóor nit ñi ànd ak policiers yi sànni ay grenade lacrymogène loolu masul am Sénégal loolu gàcce la pour ñun ñëpp te dañuy ñaan ñi nga xam ne ñoom ñoo santaane loolu ñi nga xam ne ñoo santaane ñu arrêté Ousmane Sonko pour trouble à l'ordre public alors que manifestement deful benn acte boo xam mën nañ ko considérer comme trouble à l'ordre public parce que il était passif il était sur la route pour ñëw wuy si juge d'instruction bi maître à votre niveau sànq maa ngi koy laaj maître Khoureychi Ba jamono yi nga bokk ci ñi nga xam ne ñooy layal Ousmane Sonko lan moo war a mën a nekk seen taxawaay ak itam lan ngeen mën a nas jamono yi waaw seen taxawaay mooy ñu xaar ñoom fan la ñu jëmale Ousmane Sonko parce que moom dafa war a ñëw répondre librement juge d'instruction bi mais dafa mel ni loolu arrangé wu leen woon parce que dossier viol bi xam nañ ni dara new ci complètement vide moom bu ñëwoon bu ko juge bi dégloo dina gën a xam ne dossier bi dara new ci dafa mel ni ñoom seen stratégie mooy dañu bañ
mu ñëw ci juge bi pour mu entendre ko tey. parce que ñoom ñoo ko empêché pour mu ñëw ci juge bi pour mu entendre ko loolu ñu alibi boobu ñu wax ne dañ ko arrêté pour trouble à l'ordre public loolu ay stratégie ay feem la yoo xam ni ñene ca kaw ñoo ko santaane pour bañ mu agsi librement chez le juge xëy na dañu bëgg fi mu nekk ñu takkal ko flagrant délit mettre ko sous mandat de dépôt yóbbu ko da xam ne ëllëg bu ko juge bi soxlaa bëgg ko entendre il sera en détention xëy na loolu moo leen arrangé dañu ko bëgg a fexe ba téye ko loolu lañu fexe ñun loolu la ñu comprendre ñun en tant que ses avocats. ñu ngi leen di xaar nag. parce que comme il doit être entendu en présence de ses avocats yi taxaw nañu le plus gros du groupe ñu nga foofu déjà heureusement ñu ngi dans le bureau du commandant de la section de recherche ñu ngi xaar ñoom lan lañ koy kii parce que moom xam na ni muy défendre boppam te avocats yi ñu ngi toog di ko assister loolu la ñu xaar mais nañu pacifier réew mi te gis naa ni le préfet est très très actif depuis ce matin gis nañ loolu remarqué nañ ko te loolu masuñu ko gis ci situation yu mel nii ñu gis préfet mel ni mooy commandant en chef des forces de l'ordre taxaw loolu dañ koy dénoncer loolu du rôle préfet du rôle gouverneur nañu pacifier dëkk bi soxlawuñu ñuy taal dëkk bi loolu nañ ci jublu bu baax c'est leur responsabilité c'est la responsabilité de personne mais en plus de ça les nervis qui sont là ay ponkal yoo xam ne yéen yëpp filmé ngeen leen ñu ànd ak ay policiers yi di sànni ay lacrymogènes ñoom ñuy door nit ñi loolu lu grave la. maître démb def naa ci ndigalu Serigne Ousmane Sonko def ngeen conférence de presse yéen avocats yi lire déclaration bi mais soññ ko tamit pour mu wuyu ji parce que démb débat bi moo nekkoon ci Ousmane Sonko nee na du wuyu ji. est-ce que bi ngeen koy conseiller pour mu wuyu ji lu mel nii ngeen doon moytu am déet. démb débat bi newuloon ci mu wuyu ji wala mu bañ a wuyu ji non loolu débat bi newu ci woon démb avocats yi ñoo daje def réunion conseiller ko jox ko conseil yi nga ko war a jox mu déglu ñu bu baax parce que du woon ñun rek la waroon consulter. waaw mais moom moo waxoon ne du wuyu ji quand même loolu c'est si moo nekkoon aussi ci sur la place publique moom moo ko waxal boppam. loolu contexte loolu ngeen war a xam parce que yéen journalistes yi rôle bi ngeen di jouer ci. waaw mais maître on peut quand même le rappeler je veux dire nekkuñu di polémique je le rappelle juste. ba démb ci conférence de presse bi ba bi ñu lire déclaration sëriñam. aussi li ñu jàppoon ci li mu wax mooy comme jaaraluñ ko yoon du ma wuyu ji loolu mun nañ ko fàttali aussi sans rentrer dans une interprétation waaw xam nga loolu étape la yow gis naa analyse bi ngay def analyse yu baax ngay def vraiment et de toujours vraiment dama koy rafetlu yow merci lañ la teg consultant lañ la teg ñu ngi rafetlu loolu dama bëgg a wone ni rôle bi presse bi di jouer c'est extrêmement important dans cette affaire là yéenay filmer yéenay entendre nit ñi yéenay analyser yéen a ngi ci terrain bi à vos risques et périls dañuy rafetlu liggéey boobu ñu leen ci encourager parce que de toujours changement yi am fii sur le plan politique dans ce pays la presse y a joué un grand rôle ñu ngi leen di gën a encourager ci mission boobu qui n'est pas sans risque mais dañu bëgg ngeen xam ne jamono bu nekk ak la mu laaj dafa am un jour boo xam ne bii Ousmane dafa amoon benn position day évoluer en fonction du contexte ñun jox nañ ko ñun avocats yi xam ni on est chargé du dossier technique jox nañ ko ay conseils yi nga xam ne moom la ñu xalaat après concertation que yooyu conseil lañ ko war a jox mu war a consulter ñeneen war a consulter marabout war a consulter ses alliés politiques war a consulter ses partenaires ses co-responsables loolu lépp bi mu ko dajale ci la soog a def déclaration bi donc cette déclaration là bi mu def hier soir c'était une déclaration attendue des populations, mais c'est après large concertation et avec les conseils de ses avocats. Heureusement que ñun ñëpp liñ ko conseillé dafa méngoo et il a eu la sagesse de suivre ses conseils. Donc ñun nañu rafetlu loolu et ce matin normalement tout devait se passer dans l'ordre sans problème. waaye problème yi ci am gis ngeen ko yéen a ko enregistré yéen a ko fekkee yéen a ko tasaare ci àddina bi ba àddina bi yëpp mën ci joti mais le peuple jugeront. Et il y a l'opinion internationale aussi qui est là voilà. jërëjëf
mu nekkoon maître Massokhna Kane bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy layool Ousmane Sonko mu mel ni Abdoulaye mbir mi sax day jafe ngir rek nga daal di ciy wax ndax itam noo waxee rek interprétation bi mën naa dëppoo neneen maanaam fa ngay waxee mën nañ bañ a amee dégg-dégg ci loolee. waaw mais xam nga xalaat moom ku nekk am na ko après loolu nañ ko bàyyi ak ku nekk wax sa xalaat. maintenant am na fait yoo xam ne on les rapporte voilà après mën nañ ci extra li ñuy wax aussi ñun. peut-être dañ koy jéem a teg ci loo xam ne nii xam-xam la rek modestement voilà mu bañ a doon jeng amu fii moom defe naa ni. tout à fait donc duñ ci xuus mu mel ni itam Daouda foo xamante ni ala kulli aal yoon day àtte ndax itam loo xamante ni dañ koy def suba ëllëg ginnaaw suba ndax duñ ko defee tey du gën a gaawal mbir yi ñu mën a jàll ci leneen. non mais yoon dafa am yoonam. lu nga xamante ne kenn mënu koo taf-tafee. surtout bu fekkee ni dafa nekk lu nga xam ne dañ ne instruction la instruction mënul taf-tafee mënul nekk. parce que ki nga xamante moom mooy juge d'instruction nañ ko rappeler dafay instruire à charge et à décharge bu ñu nee instruire à charge et à décharge mooy dina ut ay éléments yu nga xamante ne moom mooy wane ne li ñuy jiiñ Ousmane Sonko. moom moo ko def. wala mu wut ay éléments yu nga xamante ne buy setal Ousmane Sonko ci liñ ko jiiñ loolu mooy rôle am. donc rôle boobu nag mënu ko def ci benn fan mënu ko def ci ñaari fan nekkul par exemple lu nga xam ne comme par exemple tribunal des flagrants délits lu nga xam ne nit ki dañ koy jàpp tey. tey la lan tey la àllarba. ajjuma ñu juge ko loolu mooy tribunal des flagrants délits bu nga xam moom la ñu gis fii dañu jàpp ni tey ñaari fan après ñu juge ko mais instruction dafa am li nga xamante ne moom mooy temps mooy yoonam te juge d'instruction bi ci boppam dañ bañ ba ci texte yi amul fenn fuñ na ko. weer nga am wala ñaari weer wala benn at wala ñaari at nga am pour jeexal sa instruction amul fenn fuñ ko wax. dañ ne rek bu fekkee ne dossier correctionnel la yor ki nga xamante ne dañ ko jël place ko sous mandat de dépôt 6 mois lañ koy téye kaso 6 mois yi bu jeexee dañ koy bàyyi mu ñibbi këram mais su fekkee ne dossier criminel la amul fenn fu nga xamante ne nee nañ ko. 6 mois la 1 an la 3 ans la wala nangam ak nangam mais juge d'instruction bi amul fenn fuñ ne ko. 6 mois nga am 7 mois nga am 1 an nga am 2 ans nga am pour def sa instruction. donc yu mel nii tamit dossier bu ñu warul taf-tafee la aussi. parce que dafa am ay version yu nga xam ne dafa génne kii daf ne dama ko violé dañ ma violé ñii ne complot la. pas taf-tafee mais ñi nga xam ne ñoo bootu ci Ousmane Sonko. donc ndax itam mënuñu ko bàyyi seen njiit dem wuy ji. comme il le faut daal di retourner waat ñu xam lan la justice di dogal. non mais je pense pas que ñi ànd ak Ousmane Sonko ñoom ñoo tere Ousmane Sonko